On est éméré comme des fourmis, têtu comme de la moula. Pourquoi pas ici, pourquoi pas là-bas? Tantôt c'est ici, tantôt c'est là-bas. Ça parle mal. Mais non, on ne fait pas le saut de la requête. Pourquoi tu es traumatisé? On va t'aider, oui, on va t'aider. Apprivoiser, même le diable sera apprivoisé. Légaliser, la vérité même sera légalisée. Et puis de commando. On est des commandos. On est des commandos. Tu connais qui commande. Le peuple c'est eux qui commandent. Oh ouais, ils commandent. Mais pour commander, il faut diviser pour mieux régner pour mieux voler pour plus s'endetter comme des fous. C'est pour ça qu'on est mille ou de fous. C'est pas la chance là vient d'où? Toutes ces passes là nous viennent d'où? Imposé. C'est pour ça qu'il va les ok, ça c'est la libération du peuple. Un peuple qui tourne et qui dit non. Commando, pour tout, on est des commandos. On va oublier de faire, on est des commandos. On ne peut jamais faire. Commando. Debout pour la libération de ce peuple. Debout pour se battre pour notre liberté. Sauver nos enfants et nos grands petits-enfants. Car il est temps de faire quelque chose pour eux. Tous ensemble, on peut le faire. Tree time. Booba léegi yaa ngi teg si sa teem foog ne yàlla di ko seen fis yaa ngi nax sa bopp soo bëggee bénéfice jur jaam moo la war a gis nekk jaam moo gën nga topp benn doomu jaam daw ba raw rek ndaw moo gën nga tokki xaw ba nga benn fis ragal police way sunu wote way kenn du la gis xanaa kulo ay nit yu lay jàppee golo fis yaa ko tey li showbiz la men daw bala gaay di la showbiz la mbépp buur tax na raay sey si pax yi gaay yi nu waroon taxawal fir ndaw si wala si taatu xale yi lu fa wuti Morgan fiction toog di xool génne sa bopp si beneen notion que yàgg toog ba li gis fis benn fis bi
mel ni dugub bu nu sotti njugub boo yàq ko tey foog nu fight yow doom ku la tooñ nekk sa baay day naan ricles maa ko res lu coow li gën a bëri jarul sa wax ju bëri laaj leen fu nu jëlee maam yu bëri jaareen kii di réew ba Mbàkke bëri xaw ma sax lu tax coow li bëri Moussa ana booni booba léegi gaa yi di la laaj ana booni nekkate tollu booni ñoom Tuuba gaa yi toog mel ni ay Robocop cop I miss it lu fa wuti nguuru xorom ndom dina andi deppe yaase ase ba jaxase sa gëm si saaya baatin awa du doon wala awa safti na dem boo tay naw ñu xintans dem ku jota jëf cee ñàkk jëriñu yaa ko tey yow. All right. Assalam. Siyaar naa leen. siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal di leen ñaanal jàmm di naan am leen jàmm am jàmm dal jàmm dalandoo jàmm si barki Seydina Muhammad nu fas yéene tàmbalee waxtaan bi comme nu ngi koy defee saa su nekk si bismillahi rahmani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin comme d'habitude ba pare di leen jéggalu d'abord tey naa leen tey moom benn kese lay doon live bi benn lay doon parce que du ma mën a jaxase affaire yi xam nga du ma mën a jaxase affaire yi léegi live bi benn kese lay doon tey dama leen koy ñaan live bi benn lay doon moo taxit wàlluma wax aaral bi rafetal teggin bi comme nu may waxee rek tegginal bi rafetal bi comme nu ma leen ko diggee woon comme nu ma ko commencé woon temps yam que premier live bi day nekk si tegginal ñëw wax si diine bi leeral ñëw teg affaire yooyu noonu tey du am maa ngi leen di jéggalu gu wér a wér di leen jéggalu tey damay ñëw duggee deuxième laay duggee quoi démarrage américain parce que daa am lu xew si diggante bi am lu xew am lu ma naqari lool am lu xewoon tamit démb loo xam ne ni que tey foog ma sàppali bonbon yéen a ngi comprendre voilà parce que démb daa am lu ma dal loo xam ne ba guddi gi yëpp si laa nekkoon mu naqari ma lool ma yeewaale ko tey tamit mu nekk ay aal te ndeysaan nee naa leen atem yàlla nii lay def nii atem yàllaa gën a gaaw atem yàlla comme xolal pripan xam nga lu naan pripan til non mais bàyyi nee ngeen yéen du ngeen gëm ma ne nee ngeen du ngeen gëm nee ngeen du ngeen wàcc nee ngeen du ngeen jël seeni affaire jiital si yàlla nee ngeen ni que du ngeen nangu toog leen di xaar démb ndeysaan dafa deuxième live bi dafa am fu mu dugg am fu mu toll ndeysaan oh yàlla mënaate man ba tey jii ni damaa bëgg damaa yeewu taxawa ñaari rakk julliwaat tiit si sama bopp man dama tiit sama bopp démb ba ñuy raccroché live bi balaa may pare newoon naa leen seetaan leen yàggul wax bee fii nekk nit ñi nekk fi di wax mais xolal maa ngi leen doon naan fin du mois bi kii fin d'année bi nekkete léegi la commencé léegi nu dulloo léegi dulloo bi commencé
léegi nu commencé lekkante parce que lu tax c'est des ambitions yu wuute yu dajaloo démb rek maa ngi koy wax fekk démb damaa ñëwoon ñappa nday dëgg nday katta nday ay doomaraam comme nu ma ko waxee rek amoon ay nit ñu bëggoon profito dàq ganaar waxaale seen soxla waaw dàq ganaar waxaale seen soxla teg ko si lan nee na ñoom dañoo gëm man na leen yàllaa ngi nii yàlla suy atte ay bagaasam day rapidos yàlla suy atte ay bagaasam day rapidos billahi gars yi dem dama live ba pare xaw ma maa def erreur publier vidéo bi xaw ma ñoom ñoo dugg d'abord supprimer sama vidéo lu musul am sama page benn affaire bi metti ma ñaar dooma xaraami ñuuxiti dugg bëgg dàq ganaar waxaale seen soxla si ginnaaw ñappa nday dëgg nday Françoise Hélène ba benn imbécile dooma xaraam génn daa di ne sama nday ak ndeyu ñëpp sa Françoise moo leen gën ma ne ko faal mu ne naa ma ne ko sooy wax portel gara sa ndey portel gara sa ndey la Françoise gën lu tax nga bëgg a jël ndey ñëpp kii nangam parce que lu tax bëggoon na lu neex sëriñam loolu rek laay wax toujours ndeysaan di nga bëgg sa bëgg-bëgg ba mu lor la mooy lu may wax toujours nit ñoon di saaga tey su nekkoon ni que du ñuy am jom du ñuy am ngor après nu dellu siwaat ñëwaat wax yu nu waxoon leeral ko wala teg ko si yoon sax nu daal di ne waaw mais seen bëgg-bëgg la ñuy topp wax lu ñuy wax ba pare def lu ñuy def ba pare daal di ñëw mais nag man bettuma parce que comme nu ngi koy waxee qui s'assemble se ressemble te montre yu bokk yi ñooy tolloo heure ñooy ànd ñooy dem donc loolu moo tax gënalante bi day mën a di neex rek léegi du ñuy déglu rek ma tegal leen ay audio nu daal di teg ay affaire nu déglu nu daal di barkeelu affaire yi tegu après nu daal di avancer nu ñëw ma xorom seen ndey waaw nu ñëw rek ma xorom seen ndey déglu rek Iba bàyyil wax ni Françoise ba ñëpp toogee Françoise barki démb lay door a ñëw ba Adji Sarr defee man de si li ma xam si li ma gis laa wax xëy na yéen nag xëy na avant yéen a ngi ko doon dégg man li ma xam te gis ko mooy bi Adji Sarr defee interview am lay door a feeñ man nag waxaluma kenn sama bopp laa wax man ba may wax booba kenn waxul bañ may saaga booba kenn saagawul kenn bañ may yónnee menace de mort ay 3 heures du matin 4 heures du matin 2 heures du matin booba kenn yónneewul kenn kii de mort bàyyi leen seen wax yooyu ngeen di wax naan ba Françoise ba kenn waxulee Françoise njëkku ñoo wax nay leer Françoise njëkku ñoo wax dafa fekk na ñun dañoo taxawoon pour def rassemblement Koojo Adji Sarr fii si Sénégal Oumy Ndaw na ma déglu mi mooy sama seede ndax ñeneen ñi nekkuñu fi mani leen balaa ñuy def loolu di éparpillé wu ku nekk jël sa doole berko nañu boole doole yi par intermédiaire wu xaadim mi nga xam ne xam naa ko depuis campagne ba mu nekk administrateur sama groupe ñu waxtaan si lu bari ñu ne nañu boole doole bi nekk benn comme xeex bi benn la bu dee xeex Adji Sarr dong nga ñu tax a jóg benn xuloo benn werante mun na see ñàkk bu si leneen raxul nag bu dee xeex balaa noo avancé du dégg ngeen bu baax xamante naa kooku depuis campagne ba ban campagne ñan la xamante rek ñan si ban campagne borom xel yi laay waxal fii quoi nu daal di teg nu avancé parce que y a trop daan dafa bëri ay mbaam da ngay wax ak ñoom du ñu comprendre te ils ne suivent pas l'action nañ déglu rek. bu si leneen raxul nag bu dee xeexu Adji Sarr rek xeexal ko mu am dëgg dong la leneen mën na cee bañ a ñàkk waaw loolu wax boobu laay bañ a dégg ay Françoise Hélène Gari wala keneen ak keneen ba ñëpp noppee moom moo wax c'est pas vrai bu leen wax loolu amul waaw fii ba ñuy wax booba man ba may wax booba Françoise waxul samay wax du neex te du ma ko làq-làqal bàyyi leen ni ngeen wax di frustré nit ñi da ngeen bëgg a wax ne Françoise moo tax ñu dugg si xeex dañoo fekk kay comme ñun lu ñuy xeex moom lay xeex ñu boole suñu doole mu nekk benn loolu dong la te Françoise Hélène bu wootee woon te gisul ñu ñëw
dana wéet ci xeex bi Françoise mënul dara bu dee moom kese mënul dóor mënul fayu mbooloo mu woote ñu ñëw fekk si ko ñoo ko may doole kon nag bàyyi leen mbooloo yi ngeen di frustré. rek déglu rek de suñu paree nu débattu ko ñëw teg wax gi ñëw dinaa teppi seen lëfal ndey yow Françoise toj sa cottu ndey ibbi ndey lëfal ndey Omar Ndiaye duggu ndey si bunu ndey di jéeme naa toj seen lëfal ndey yaak laay mbay maa ngi ñëw yéen def leen ndànk rek. benn idée nag buñ ma suggéré bu ñu paree ci opération levée de fonds bi dinaa leen ko bala mu peut-être fan yi mu ko gënee xalaat je vais réfléchir davantage sur l'idée d'organiser Mbapat Kodas. c'est que danoo juum si nom bi affaire bi du Konas Mbapat Konas association des Konas yaa ngi comprendre ay Konas transsexuel ay doom ay maire Cougar ay imbécile au moins benn maire Cougar bi moo ngi commencé yeewu daa mel ni duñ ko ndëppal voilà Koura Macky daa mel ni ndëppal nañ ko voilà seeti nañ ay maamam sottil nañ ko meew saraxel ko guro moo ngi commencé wér moo ngi nekk nit loolu leen si bëgg nen ñëw rek yéen ndànk tey naa teppi seen digg la fal nday yéen ñëpp xaale ma ñëw def leen Adrien Senghor boobu tam war na nekk affaire boo xam ni je pense que war nañ ci investir wu teg benn trophée comme yaayu Adji Sarr ci milieu boobu la nekkoon et dans le panel nous avons les deux ténors les deux chanteuses Ndeye Fatou Ngom et Mbayang Loum déjà c'est une bonne entrée en matière dans le milieu ñu teg benn trophée teg ay intéressement intéressé lutteurs yi xam nga séeréer yëpp dañoo bëri côté Grand Yoff ak yooyu ñu ñëw fees dell ñu jox leen t-shirt Adji Sarr def mbapat bu saf woyu neex n'est-ce pas médiatiser ko nag ay Seneweb rappliquer tous les journalistes du Sénégal mais bi sax conférence point de presse bi mën nañ ko def à l'issue de ce programme loolu leen ci xalaat je pense qu'on peut même déjà commencer à parler de ça ana Fatou Fatou moom xam naa ne day ne excellent allez les gars merci pour tout God bless you ciao. waaw salaam na ngeen fanaane ba yéen a ngi am jàmm bu baax a baax waaw en fait ñun dañoo defoon benn levée de fonds bi mu ngi toll ci 6 millions yu manqué ay 50 millions yu j'espère que war naa mat bi ma ci mujjee xam dara 6 millions yu manqué la woon mais Ousseynou daf ma wax ne dañ ci war a daggal François Hélène billet mu ñëw Sénégal jënd ci ay temps d'antenne organiser ci mbapat fële ca Maya wala Jimla léegi loolu la ma ci waxoon waaw man moom loolu moom wax dëgg yàlla d'accord ma ci parce que am na xeex yoo xam ne du xeexu folklore te nit mënul am naqar ba pare nga koy xeexal di def yenn affaire yoo xam bul comprendre daal seet xam naa ne daal du lu rafet moom man moom rafetlu ma ko franchement rafetlu ma ko ay tur doomi jàmbur kenn du ca def loo xam ne il faut daal gars yi delloo si waat seen xel ñu xam ne wax dëgg yàlla parce que am na ci ñoo xam ne joxe nañ ci seen xaalis la tax ñu joxe ko du ay caaxaan parce que mbapat caaxaan la yoo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko du leen loo xam ne tegu na ci diine tegu na ci kii affaire fo la rek caaxaan te comme nag lii du lu caaxaan affaire viol la siif niñ ko mën a faje mooy xool nuñ ko defee mu normal waaye jël lu toll ne 6 millions di ko pasaree ci ay mbapat ak di ko pasar di ci ragal nit billet d'avion aller retour États-Unis ah loolu moom du lu kenn rafetlu. waxoon naa ko sama benn audio bale passé ay audio sa wax naa ko si maanaam levée de fonds bi man dama bëgg a xam levée de fonds bi nan ak nan ngeen koy utiliser xaalis bi ñu ciy récolté
fan ak fan lañ koy dugal comme ça au moins ngeen expliquer nit ñi mu leer ci seen bopp ne li ñuy cotiser fii lañ koy dugal fee ak fële lañ koy dugal mu leer ci bopp ñëpp parce que comme levée de fonds la te lii waxoon naa damay ragal su amul transparence bi ci war mën na doon arme boo xam ne contre ñun lay doon yaa ngi comprendre contre ñun lay doon mën nañuy accusante suñu biir ay yu kenn xamut wala ñu koy accuser ci biti te loolu nag lépp luy indi détail yëpp mooy ñàkk explication bu leer ak ñàkk waxtaan bu leer moo tax man de ma part personnellement ma leen di ñaanaat ngeen expliquer ñu de A à Z levée de fonds bi ñuy levée de fonds xaalis bi ñuy dajale ak bi ngeen jot a am ak bi nga xam ne moom ñun ñëpp la ñu war a dajale ngeen wax ñu fan ak fan lañ koy dugal waaw fan ak fan lañ koy dugal ngeen détaillé ñu ko au moins ñun ñu xam ne xaalis bi ñuy levée de fonds bi kat dañ si dugal ci la comme ça ëllëg si biir luñ si mën a def rek ñu xam ne waxoon nañ ne fii lañ koy dugal mais su lañ ko dugalee feneen fu dul foofu nag ñu am sañ-sañ ñu ne nag carrément bi levée de fonds bi warul dugg fii la war a dugal parce que lépp transparence foo mu am ci waaw man loolu laa leen di ñaan quoi. voilà léegi ñoo ko déggandoo noonu la wax gi demee nag dégg ngeen wala noonu dégg ngeen ko de yéen a ko déggal seen bopp noonu la wax gi demee nag voilà ñu doon ana ñuy défendre Françoise nee naa leen képp kuy défendre Françoise xaale ma defaru nii parce que foog mu may gis bu baax ma uti lumière bi voilà lumière bi laay foog ma jàkkaale nu may gis bu baax léegi da ngi jàpp satellite yi xaaral ma defar samay satellite def samay branchement licorne pare pour yéen voilà pare aujourd'hui et demain maa ngi nii ragalu nu loolu déggoo leen ma de vilain toujours à l'appel ragalu nu loolu képp kuy défendre François di gëlëfal ndem képp ku surtout ma ñuuxit yu nekk si ginnaaw Françoise bëgg dàq ginnaaw waxaale seen soxla di jaay ay affaire ñoom seen bajo ndey yéen a ngi comprendre voilà nee naa leen su ngeen xamul lu nit ñi di xeex ak lu nit ñi di wax xamoo leen lu ngeen di wax xamoo leen fu ngeen di taxaw ngeen kat seen ndey vous la fermez loolu laa leen wax vous la fermez lii mooy problème démb wax naa leen ko je vous l'ai dit hier ne démb ba may non day naa leen démb damaa tëdd guddi sama xol jeex sama live bu démb bi fu mu jaar daf ma metti parce que je vous l'ai dit comme ba ma demee ba toog xool affaire damaa ne non lii yàlla moo ko def quoi lii c'est un truc bizarre bay nii laa newoon naa leen seetaan leen léegi lu dul dëgg du yàgg bay déggoo lu ma la wax nee neen depuis campagne loolu lu fa jaxasoo moo bëri Françoise nee naa leen dëbb dàqe la Françoise kalañaatu laay fam yëpp du nga koo kalañaatu ba mu toll ne déggul ma ba tey ba benn paa tubaab tey ko di ko kalañaatu François dëbb dàqe daraam jagul wax naa leen ko fi neewoon naa leen lu mu bokk mu klaate ñaata yoon laa ko fi wax lu mu bokk mu klaate nee naa leen ay gaafa daa mel ni saa su yeewoo day jël loxoom bi dugal ko si bunam bi xencu moo tax lu mu dugg mu klaate waaye naa gis nga ñu mu àndaloon sax fu mu ñoo ngi ko koy xasee léegi fu mu dugg mu dem wax leen ma Françoise Hélène ba ngeen ko xamee ba léegi fan lay yàgg ak ñu mu yàggal léegi ma question est Omar Ndiaye ñaata nga lekk si 6 millions yi ba laal nga rek parce que yow su la partagé wulee soo lekkulee su la dédicacé wulee nga saaga nit ñi mbaa lekk nga Omar Ndiaye 6 millions yaa ngi dem de voilà Didi Jéeme fils de pute imbécile voilà yow ñaata nga cëru voilà millions yaa ngi dem de mbaa yow laal nga imbécile ñaata keesu bière lan la si jëndal 6 millions yi ñaata keesu bière laay mbay moom ay yuppi crème lañ koy jëndal laay mbay yow moom ñaata yuppi nga am xam nga yow moom sa làmmiñ bi moom xam nga ñu dotomik ñu mënul wax ni ay maccikatu baaraam leen wala ay sexkatu bagage bul comprendre moom ay yuppi crème quoi yow ñaata yuppi lan la jëndal laay mbay brique yaa ngi dem Françoise mais Françoise yaa ñàkk jom man c'est que damaa yéemu xaalis bi utunu si avocat pour leeral bun bi utunu si leen neeneen mbapat pour dem créer ay royalties dem créer ay affaires business c'est du business allons faire un mbapat
allons nous occuper gars yi nu teg ay trophée def ay royalties sur le bun de Adji Sarr yaa ngi comprendre utalu nu ko avocat jéemu noo ñëw leeral bun bi fu mu jaar ak fu mu jaarul ñoo ngi dem mbapati ji si bunu jàmbur donc si bunu Adji Sarr ngeen bëgg mbapatee yéen ñoo ngi laajte fan la affaire kii ñëwuñu pour leeral ko de ñoom dañoo ñëw pour tuddee ko drapeau voilà léegi drapeau bi nu muy tudd drapeau bunu Adji Sarr wala drapeau non drapeau boobu kay di jéemi Laye Mbaye Omar Ndiaye leen koy tuddee waaw les Amazons xam nga daa am Amazon mais ñoom laa tuddee les Amazons waaw Laye Mbaye di jéeme Omar Ndiaye les Amazons waaw comme ay gel déggoolu ma la wax ñoom kay waxuma la tigresse de ñoom ay tigro leen gars yi féro sunu de gars yi dañoo féro what the fuck goyoon non fii wàcc na ba zéro nee naa leen toujours bërëng day ñoom ñooy wër di saagaate ñooy wër di am lu ñuy expliquer du ñuy saaga dem bay pare forcément saaga yi ñu waxoon yëpp puub yëpp wala daanu seen kaw mais pepe dinaa timbirim bi seen digg la fa ndey ba ci kundal kamb ñëpp di si tëgg xawaare maa leen ko wax yéen ñëpp seen digg la fa ndey man nga di jéem a jaay prek di jéem a kookool ñuy wax ñuy jéem a ki non da ngeen bëggoon a boole lu bokkul da ngeen dem tëb songu Fatoumata Danso di ko saaga à propos ay affaire de Pastef ngeen ñëw ngeen fekk ma ngeen songu ma soi-disant ne ni que da ngeen di protéger kilifa diine yi ngeen jëm ba un moment ngeen jël lépp ngeen jaxase ko bëgg koo def benn mbax parce que lu tax nee naa leen amoo leen plan de carrière amoo leen carnet d'adresse xamoo leen fu ngeen jëm vous tâtonnez da ngeen jël ay mise yu bëri yu ngeen sànni di xool ban mooy mor du mooy dox moo tax nag saa yu affaire yi mor doon dooyee mu metti seen kaw saa yu affaire yi mor doon dooyee mu metti seen kaw topp leen caga bu kattandeyam boobu Françoise Hélène Gueye nekk yoraanewul déggo Françoise Hélène amul lu baxal njëgu mbuusu ndox fukki dërëm buy baxal nen Françoise yoru ko Françoise du nga koy yóbbaal Françoise ma lang la Françoise laay fam lépp daf kaa lang c'est une dépendante 100% c'est une dépendance si nit ñi lay dépend xam lu naan sensu xam ngeen sensu mooy Françoise pour nu mën a dund foog nu am fu nu takk nu mën a naan sa deret moo tax Françoise est comme ça fu mu nekk foog muy ut ay nit ñu muy mën a di langaamu seen kaw moom ak boppam waa yow yaa ngi xeex cause nee na day dem Sénégal nee na ko gars yi jëndal bi ay affaire de kii la mais c'est ça c'est la honte mais gars yi gisagunu dara gisagoo leen dara nee naa leen toog leen foofu noonu di seetaan wala ngeen nekk foofu noonu di katt lu ndeyam su leen di wax waxu fulla ngeen topp fii ni di dof di topp dooma xaraam yi ngeen xam ni que dërëm mënuñu ko si yéen lu du lekk ndey seen xaalis bàyyi faal toogee foofu di dof lu yéen comme noonu lay wax toujours da ngay gis sénégalais day gis kuy ñëw di ko dimbali kuy ñëw nii di ko jàppale moom lay jàpp xoolal rey ndeyam jam ndeyam paax mais ku koy ñuus lay teg nit moo tax nuy saaga sa ndey loolu lay wax toujours moo tax may wax toujours di kat sa ndey parce que da ngay ñëw négocier nu lay kekkandoo di la jàppee kaañ di la réew jàppee la comédie mais nuy ñëw di kat sa ndey di leen use ñoom la ñuy respecté naan ñoo gën sa ndey ñoo gën nit ñi moo tax ma naan Sénégal dafa katta ndeyam kenn mënul comprendre lii lan la waaw genre Françoise yi topp leen waaw nit ñuy ñëw tax cotiser leen pour man jox leen ma defaral leen ma voilà waaw yow de yaa fi gën yaa waaw jaami ay dunguru ay imbécile mais nit ñoo xam ne billaahi seen dërëm musuñu koo laajte musunoo laal seen dërëm au contraire lu nu si def suñ ko waxoon tey nit ñi nopp fu nit ñi waxee cotiser si son waaye lu mu tuuti lu si am dinañ ko si def ñëw toog nopp te kenn du leen dégg toujours ñoom leen ñuy saaga parce que lu tax ay mbaam leen ko séqal ay mbaam topp leen François xaaleen ma ñëw nag ma may leen bu dàq bi yaa seen ren maire Koura Macky xaaleen ma ñëw nu transhumé dem si Koura Macky fii toj na nee naa leen fii wàcc na ba 0,45 déglu leen waawaanse Koura Macky. salaamaaleykum mbokk sénégalais yi maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal kilifa diine yeeg yu aada yi di ñaan yàlla yokk seen fante ñoom it bu nuy fàtte di ñu ñaanal
di ñaanal président Macky Sall son excellence di ko wax yal na yéen wi mel nii te yàlla may ko wér bàyyi ko xel mi musal ko ci bët musal ko ci bii ak man yal na la ci yàlla musal yow moomu di ma seetaan muy noonu privé yi bari Sénégal ñu koy wax Sall Ngaari ñun ñu ngi lay kontaanee di la bégee di la wax ni kontaan nañu loo defa gën loo deful Sall Ngaari pour la ñaamataa gàcce la ñu wax de waaw kay ak ñu teg ci ni suusataa gàcce waaw kay laajte naa ko ñëw nag di wax ak sénégalais yi di leen wax ni dama leen di wax ni élection député maire yaa ngi ñëw lu ñu def te de gañewunu defunu dara leket deful lu gën pepp yàlla président Macky Sall la fi teg mooy rafetal rek di jéggale di baale kura Macky ma ni ko mu ne ma jéggal naa ñëpp président Macky Sall ma ko wax vidéo laay wax jéggal naa ñëpp ma ñëw nag ci mbirum Adji Sarr ma gaawal rek vidéo bi ndax dama yàkkamti di wax ni du polo leen de naa leen fii ngi wàcc ba moins 45 degré déglu leen rek moo ngi wàcc ba moins 45 degré waaye yan genre chargement la nii yéen te ngeen a noppaleku voilà vous faites les cons xaaleen rek on va comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui jarul nee naa leen instant bii nii fii ñu nu toll affaire yi du ay waxantu atte yàlla moo gën a gaaw ay falaa toog fii nii di wax di tëb di kii du ay foo bopp ba léegi ñoo ngi topp di wax ngeen nekk si di naan da ngeen di yuuxu fu nu dem yàlla démontrer affaire yi bopp ba léegi yàllaa ngi leeral carte yi mais yéen nee ngeen yaayoo du ngeen dégg du ngeen déglu du ngeen yee seen bopp ba léegi bagage yaa salaamaaleykum mbokk Sénégal yi maa ngi leen di nuyu avancer ba fii rek on n'a pas le temps d'écouter tout cela mais arrêtel xaalis bi ngay laajte doomu aadama ba fii non voilà pas le temps d'écouter tout cela quoi bopp ba léegi ñoo ngi wax yàlla di leeral bagage yi Adji Sarr du wutukaayu xaalis dimbali ko la dimbali waale yeneen jigéen ñi est-ce que ñun jigéen ñi jóg nañu pour xeexal ña ne campinal te def mistake est-ce que ñun jigéen ñi bi ñuy wax dinañ ci boole ñi nekk ci kër yi ñuy toroxal Adji Sarr di ko xeexee Hélène François Gueye da ngay dem Sénégal samedi da ngay def Sitting Mars man duma yow man meluma ni yow man duma wax ni seen cardinal boobu nekk Sénégal nee na ñu bëgg jàmm nee na ñu toog damay wax nit ñi ne leen ku mën a dem mu dem mais arrêtel xaalis bi ngay laajte doomu aadama yi Hélène nit ñi dañuy liggéey Hélène bu ma ñëwee Amérique maa ngi ci litti Hélène ma woon la marchandise baa ngi Hélène damay jaay bu ma ñëwee bu yooyu yëpp doxul Hélène ma jël sama oto ma taxi pour du non maa ngi jéggalu nag Coura Macky yëpp naa lool waaw Coura Macky ñaaw nga Coura Macky wax dëgg fa yàlla ñaaw nga Coura Macky vulgaire nga nu ngay waxee vulgaire nga taxawaay vulgaire nga kon nga yaa ngi comprendre Coura Macky ñàkk nga leader ku nga sa leader ab mbaam la mais lenn moom wax dëgg fa yàlla yaa ngi comprendre Françoise moom yaa ko tane wax dëgg fa yàlla avec tous tes défauts Coura Macky koo nga dof nga doomaraam nga imbécile nga koo nga kacapa wasalaam
mais daal Françoise moom tollu la si tànk wax dëgg fa yàlla yaa ngi takkale ba nga fi nekkee boobu ba léegi affaire yi da ngaa xamul nooy takkalee nag te affaire yee doxut moo doxut pour yow yaa ngi comprendre mais wax dëgg fa yàlla yaa ngi jéem Françoise jéemul mënul xamul Françoise al toppe la soo jugee mu naa la enseignante la professeur jàngale naa van vo di duul yaa ngi comprendre yow Coura ton truc c'est seulement ni que xam nga mooy loolu quoi mais au moins am na loo tanee doomaram bi yaa ngi comprendre Coura léegi nag moom yaa ngi commencé nekk nag sa âge yaa ngi commencé nite xaw ma ku la conseillé xaw ma ku la yedd ñu lii leen soxla si mag lii leen soxla si kii yaa ngi commencé ñëw yaa ngi commencé waxu nit lan moo la dese Coura mag sa waxu doomaraam lawul sa waxu ancien kooba gi sa jikko ancien doomaraam yaay saloon waay yooyu nga nu wala dimbali léegi mag nga defal yëfu nit yaa ngi comprendre ba pare nag ñun ñoo ngi lay muñal ak sa mag yi léegi mu jeex c'est pas xam nga mooy loolu ñoo ngi xaar ban tour nga nar a transhumé wala nan nga nar a rebaptiser sa bopp loolu la rek mais su weesoo loolu wax dëgg fa yàlla yaa ngi si uuba bi yaa ngi comprendre yaa ngi si uuba bi waaw loolu moom du la koy seedeel xam nga yaa ngi si lettu bi waaw yaa ngi si dëbb dàq beeg jéem a kalañaatoog kii mooy loolu quoi mooy loolu Françoise tëdd ñàppi ñaari pied gauche bi pangolin bi dugal si cuccam katt rek voilà moom ménopause na bu yàgg mais ba tey la data bi gën a froissé nuy jàpp di ting rek loolu mooy kiyam moom ak poupée gonflable yooyu poupée sexuelle yooyu ñoo yem femme à la maison pour baiser la voilà léegi nañ déglu rek loolu mos loolu tane nga. ndal sama njaboot gi Hélène ngay yendu ci social media bi 24 hours bëgg jël xale bi def ko xeexukaay Hélène da ngay politique wala léegi défendeur de les femmes nga what Hélène li ngay ruube ci Facebook bi saaga ndey yi doomu aadama yi di déglu Hélène nga di ko dékku yaag Fatmata Danso affaire lagara yooyu ngeen di def lan la jëriñ Hélène sa ancien collaboratrice sa tante sa bàjjen Françoise mooy wax nii de te elle parle en connaissance de cause suñu paree ñoom nu demaat encore bëgg koo sànni nit ñi dégluwaat leen bu baax de ñoom la seen biir ñooy wax te donc ñoom lu ñuy wax seen biir suñu demee ba toog ba nit ñi di aalu di wax lu ñuy wax xam nañ ko ñoom la seen biir ba muy neex ñoom la woon donc ils se connaissent donc là c'est le moment d'être attentif et d'écouter bel et bien voilà. Hélène ba ma la xamee ci social media bi ba léegi Hélène xuloo rek ngay def nee nga daawoo saaga ndey Hélène da ngay jaar ci digg bi Sonko duma ko may dara dama koy ñaf Hélène waaye mosoo dégg ma saaga ko ndey te posté nañ ma fi dugal ma ci site porno yi di saaga sama yaay te xoolal musuma posté yaayu kenn musuma posté doomu kenn musuma dem kër kenn di jëli photo aw ma temps bi loolu moom du la koy seedal Coura foofu moom sooy doomaraam nga man loolu tax mu neex ma Coura Macky loolu tax rek mu neex parce que doomaraam la jikko doomaraam bi su génnee day wax et moi je me reconnais un peu sur ça parce que man tamit su ma amee ma je parle man doo ma ko téye loolu la quoi c'est comme ça parle. xaalis boobu may fay ñuy dem ci kër nit ñi di photo ma jox ko xale yi taalibe yi ñu lekk ko Hélène yaay nga Hélène da ngay défendre Adji Sarr nga toog ci Facebook bi dem leen ci page Hélène François Gaye ngeen gis saaga nday yi fa nekk yu ñaaw ci kuy xeexal jigéen ci ku ne yaay nga ni nga bëgg a continuer. Elle a parfaitement raison si ku ne jigéen di xeexal jigéen ne yaay la ba pare topp ay jël ay nit regrouper leen pour ñuy saaga ndeyu jàmbur yi laqatu si ginnaaw ba pare à la fin de tout ce truc pour boucler le boucle pour boucler cette boucle léegi xaalis bi yëpp mu fas yéene dem def si mbapat non mbapat lay xeexalee taatu jàmbur yi wala jigéen mbapat nen déglu rek ne sa live man nag duma la xeex damay wax sénégalais yépp képp kuy jigéen kuy jàppale Adji Sarr wala ngay góor nga dem ci seeding boobu Hélène wax ni da koy def samedi day dem Sénégal nga jàppale ko man duma yow man Adji Sarr laay dimbali yow da nga jóg pour yàq xale bi da nga jóg xawma daal dañ koy wax nag ndax fii nit ñi dañ fi toog pour wax dëgg Hélène li nga nekkee ku la ko waxul la benn dëgg
saaga nday ñaaw na dem kër jàmbur yi di filmer yaag Fatmata Danso ngeen di def yëfi kacapan Sénégal yëpp jéppi leen nga defe ni yaa ray gaynde gi Hélène front yu mu engagé bëri Hélène daa engagé front pour dem lijjanti bunu Adji Sarr créer def affaire noonu comme nu mu waxee en même temps aussi mu engagé waat beneen front nee na moo ñëw c'est la même personne mooy représenté kilifa diine yi de ñun ñu posé suñuy question di xaar suñu tontu en même temps moom tamit moo nekk dans l'autre côté dem dajale yenn bande ñuuxit fâché yi les ñuuxit fâché ak gars yi ñëw taxaw ne encore aussi mooy def nee naa leen Françoise lu mu lijjanti moo bëri tout ça là c'est pourquoi day bërëng day jéem a dàq wërsët day jéem a sànni carte pour xool fan mooy dox ak fu dul dox kan mooy yee ku dul yee ak kii bëgg na rek toujours être au devant à monopoliser affaire bi xool ay nit si la ñuy doxaanee ndem xaaral rek vidéo bi pare ma doxaan sa ndey yéen kay camp leen rek ñu pare déglu les ci ma doxaan ndem kodaas boobu nga formé nga ni pour Adji Sarr Hélène doo dal Hélène kii du sa xeexukaay Hélène li nga fi def varia nga fi Hélène saaga nga fi président Macky Sall saaga fi Marème Faye lii ngay def Sonko di ko wax nga ko président Macky Sall wax ko Youssou Ndour wax ko képp ku yàlla baaxal boo jógee ci loolu mais Hélène da ngay def ndànk nga changé mais nekk fi di gën a saaga man ba ngeen di ñëw ci man yéen a ñëw te ba ma gisee lu ma xamul dama arrière parce que man comprendre ma la xaw ma lan ngay xeex loolu laal mu yàqu bàyyil Adji Sarr bàyyil Adji Sarr dégg nga kuréel lu mu ko tegale loolu laal mu yàgg naa ko fay wax nee naa leen c'est des répétitions te ku nu yàgg tëfli nag un moment nga xool sa bopp loolu laal mu yàqu nen déglu rek nen déglu justice def liggéeyam ñi lay jàppale xamuñu yow lan ngay def Hélène arrêteel ngir yàlla ak yonent bi Hélène lan moo xew Hélène ndax yow tal nga sa doom yi ngay xëy di saagante ndey di sant nit ñi ñuy saagante yaag Fatmata Danso ngeen mel ni benn ñebbe ci cin nii nañuy xeexee Sénégal la ma waroon def ci Adji Sarr def naa ko jéem nga yàq ba sonn doxul mais Alaaji Diouf xam na ni dama doon dimbali rek man Macky man Macky laay protégé ma ñëw nag amoon naqar ci jigéen ñi am naqar ci xale yi Adji Sarr fëll ma dox ci la ma ca war a dox Hélène nga def ko xoolal nga def ko show ni doo bàyyi Hélène doo nitu dara man maa la ko wax génnal ñu gita ngaas salut voilà je suis pas dans les trucs mais qu'est-ce qui t'arrive léegi tu me montres wax gi leer na dégg nga fu mu tëjee jarul ngeen di tëb di kii moo ngi noonu Nafi Santana alias Françoise Hélène Gueye moo ngi noonu si suuf di jéem a commentaire di jéem a xool kan lay jéem a détourner wala jéem a xool di faire la con moo ngi noonu moom ak mbaama mi ñoom di jéemee ngi noonu si suuf ak ñoom laay mbay mais déglu leen ma may leen dégg ngeen seen ndey kuram ak lu mu wax ba muy tëj da ngeen bëgg a giite ngaas da ngeen pare voilà Françoise ak kuram ak kenn du si dugg yaa ngi comprendre jigéen ak jigéen sunu yoon nekku si waaye góor bu si dugg nu teppi sa la fa ndey góor bu nu gis si biir coowu jigéen ñi nu teppi sa cottu ndey seen digg la fa ndey yee ñëpp ces pédophiles là yee ñëpp góoru jigéen ñi seen digg la fa ndey ku si wax ak ku si waajo wax kuy xalaat ku si fëgg dënnam ku si tourné nee naa la sa caapamam yaag Françoise Hélène Gueye saa yu noqiwee noqi naa ko si digg la fa ndeyam seen digg la fa ndey yéen a ngi comprendre voilà ñun lu leen wax dafa clair seen dooméraam lu bu ngeen nekkee seen imbécile lu bu ngeen nekkee bëgg a dox si kaw bopp nit ñi dox si kaw nit di yéey ki nangam si leen ni doxaanee seen digg la fa ndey ba ngeen nekk nit arrêtez de sauter te que ngeen taxaw benn place te ngeen wax lu nit ñi mën a dégg loolu leen wax arrêtez de faire votre con may wax mu naa ma kodaas ma ne leen non konaas waa konaas ngeen ay konaas naan ma kodaas vous n'êtes que des putes yéen a ngi dégg lu ma leen wax fii nag la ñuy kattee seen ndey fii la ñuy kattee seen ndey amatoo leen refuge c'est fini Françoise tu es fini yaa ngi comprendre tu es fini amatoo refuge yow
xuloog ngaak ñëpp yow xamal ni que kenn yow moomee tu es fini tey ngay commencer single et solitaire loolu ku la ko waxul dalee si yóbbu na nga ko xam parce que amatoo fooy dem rukk yëpp saaga neen sa ndey ñëpp katt neen sa ndey te xam na ni que ku toj sa cottu ndey nga léegi nag tu auras des problèmes à recruter ñett sax dama naan ko dafa bëri ñaar ngay mën a dese ba mu dese di jéemi pute la kooku xamul lu bëri tant que moo yaa ngi koy kii moo ngi yore ay bouteille la moo ngi mandi xel bi day neex a nax kooku amaana dina fa de Laye Mbaye moom loolu beneen affaire la yaa ngi comprendre taat lay wër maanaam nee na ni que katt na la fu ne katt na la fee katt na la Italie katt na la fee ba léegi moo ngi noonu xam naa ni que soo paree yow yaa koy jëndal billet d'avion moom tamit mu jóge fu mu nekk mu fekk si la Chicago kattaat la yaa ngi comprendre Omar Ndiaye nag moom kooku gis nga nu mu gàtteeg nu mu dofee kooku c'est un fou incertain dofam bi day changé moo tax ma naa la 2 pour ne pas dire 3 ñaar ñooñu mooy la mais 3e bi sax wóorul même Omar Ndiaye wóorul Omar Ndiaye moo mën a génnaat suba nga gisaat ko feneen mu waxaat leneen lekkaat lu mu wàcc woon yow xamoo Omar Ndiaye nu mu si duggee noonu la siy génnee dem toog fa lay ñëw andi gën laa neex laa mi waay mais c'est que c'est-à-dire waay kii nangam wax ba am rusukaay nit ku dul am rusukaay mooy lool yow am nga de sérieux problème yow instant yi Françoise Hélène su ñuy doxaan sa digg la fal nday bëccëgu ndar kàmb moo la dese yow tu es dans ce virage là tu es dans le virage boo xam ne ni que léegi di ñuy teppi sa cottu ndey nga koy seetaan nii en direct te mënoo si digg la fal ndeyam yow katt nañ sa ndey sens bu ne loolay sa problème Françoise yow ku nekk katt na sa ndey si réseaux sociaux yi ku nekk téegal na sa ndey kattee nen sa ndey fu ne yow continent bi fépp la kattee fépp lañ dëggee sa ndey ku nekk toll na fu mu toll si diaspora bi di doxaan sa ndey nga koy sentir noonu la sa kooy jëkkër bi sax laa la wa noonu la defee ba Alaska fépp la tourné nuy deeta waaye tout dernièrement sa paccal li ngom nuy deet yow nee naa sa lëf li rek a si des continuer di wax sa lëf lee si des te nag del dof lu continuer leen dégg nga topp leen yéen mbaam yi topp Françoise Hélène topp François di dof mu nekk fa kii dir nee naa leen billahi dina lay jaay seen ndey dina leen jaay seen ndey ba pare lekk njëg bi ñëw toog nag balaa ngeen di comprendre dina leen fekk seen i bii kër yëkkati leen François ba mu commencé affaire ba léegi ñaata fond de caisse ngeen ko dégg ñaata collecte mu am problème xuloo na fee nee naa la même ñu ko fi andi ñu tax tey jii nii ñun ñu xam ko ba mu fay jóge dégg na lu mu fa jógee ñu ko fi andi tey jii nii ñoom Ousmane Tounkara ak ñoom xolal Assane Diouf bu muy wax démb boobu lu mu waa come on sama gars yi fii kenn dofu fi nañ ko laaj ana 4x4 bu xonk bu ko Ousmane Tounkara mayoon ba mu fi ñëwee ba muy xuloo seen affaire oto may naa la oto may xama oto daf nga kii dëgg nga fële yow tey bu dem ba à la fin fa la mujjee tourné si Assane Diouf di yàq lu mel ni xamee Assane Diouf di jéem a jaay te fii Assane Diouf a ko andi fii nee naa la moom day dof ñun ñoo ko taxaw Assane Diouf ba muy kii ñun ñoo nekkoon si ginnaaw muy live nee naa c'était nous qui protégeait le périmètre su doon taxaw di live c'était nous qui étions en bas ñun ba ñuy live ñun nee naa la lu tax ñu ñëw fii nii ñun ñoo nekkoon des internautes avant yii ngeen di def ñi nekk si suuf di yónnee message yi ki ne di suigi ñun ba nga koy def jamono Souleymane Jules Diop la yaa ngi comprendre ñuy seetaan affaire yi di xool di am benn haine buy dugg Assane Diouf génn ñëw wax tamit nous comprendre que ni ko ok il y a une autre façon qui commence à venir et que les gens parlent ñu nekk si suuf tamit jël relais bi xoolal di def di sécuriser le périmètre ñuy sécuriser le périmètre ba affaire yi xoolal di commencer tàng ñu xam ni que non lii suñ ko bàyyee mu daanu mooy loolu ñu jël relève tout cela c'était là devant nous dooma xaraam bi tëll fële soo waxee mu ne su dulaan man maa jiitu maa kii naka sa lëfal ndey nit yaa ngi fii di def lu dara jarul si Sénégal te kenn déggu leen yaakalee tonneau vide leen dégg nu nekk si kanam di rang kanki tang rek di dem seen lëfal ndey waay seen lëfal ndey ñun duñuy jug liggéeyal Sénégal nu saaga nu suba ba jant soob nu jël ko naanaale ko ndox dem tëdd te duñu mus a wax ñun lu ñuy def parce que lu tax suñ ko waxee day yàq dootul am sens loolu taxu nu fee ñëw man lu nu fi man lu ma fi tax a ñëw man na ñëpp gis seen bopp une loi universelle pour tout le monde surtout lu muy si jigéen muy si góor chrétien musulman mag ndaw amul kilifa amul qui que ce soit tout le monde bakken bu ñam dund wal nañ ko respecté jox ko loi jox ko matuwaayam ba mu mat sëkk point barre ma loolay samay affaire ñuy wax doomu xaraam yi topp fii ni nga naan ma Françoise
yéen a ngi noonu moo yàq nday réseaux sociaux yi recruter fi ay pute recruter fi ay doomu xaraam jël teg leen fi nu nekk fi di saaga nit ñi ku dugg nu saaga la ku ñëw nu def ay affaire saaga jàpp ndey jàmbur yi di saaga ñoo yóbbee nit ñi saaga du lay tooñ saaga sa ndey nga fayu ba pare nu jël affaire yi dagg ko ay petite séquence def si seeni affaire daa di dem publier ko bëgg laa jaxaseeg àdduna parce que foog nañ ni que léegi sénégalais yi ay dof leen te yow tamit da ngay noppi quoi fii kenn noppeetul xam naa daam ñun ko def mu dox ñu waaxu la def la affaire soo noppee rek noppeetunu noppiwunu du ñuy kat seen ndey fii chacun assume ce qu'il fait on assume ce man yéen xamoo man laay nee naa leen bàyyi yéen da ngeen di fontu sax da ngeen di fontu neen kat seen ndey yow di jéeme saa yoo génne di neen teppi seen lëfal ndey di ngeen ne coc ni cororoj wa ilaa di neen toj seen cottu ne 104 dimanche loolu y a pas à négocier yow Laye Mbaye ak Omar Ndiaye yéenay kuy def coc ci réseaux sociaux yi wala ñuy kat seen ndey ba bis bu ngeen ne coc loolu ñun ñoo koy jël ak yéen ay góor leen ni yéen ay ndaw leen doo leen gën a féetee ndaw te am nañ temps bi yéen lu ngeen si bañu dinañ kat seen ndey ba ngeen taxaw léegi nag man lu si neen di lijjanti j'en ai qu'à foutre voilà parce que du ngeen fi nekk di kattalu ndey nit ñi toog fi di leen saytaan di déglu ngeen bëgg fee amede que ce soit quoi allez-y faire foutre yow Laye Mbaye Omar Ndiaye ak Didi Jéeme billaahi di ngeen kat seen ndey su ngeen bëggee xuloo na ngeen xuloo ko seen biir wala ngeen dem xuloo ko seen moroomu góor mais vous allez arrêter ce bordel là da ngeen nopp Françoise wala da ngeen xooñ wala ki nangam da ngeen bëgg taat wax leen ko nee naa leen góor yi nekk si réseaux sociaux yi sonn yooyu noonu bëgg nuuru buuj wala ngeen xool ay gal nekk si réseaux sociaux yi ngeen nopp leen bëgg taat si ñoom wala ngeen bëgg roof seen jooy faut assumer génn leen nga nekk waaye mooy loolu moo ko ngeen toog di baakaar ak topp di saaga nit ñi rek nekkate seen sullu yi moo leen sonal il faut le dire te ngeen may leen nu jàmm di ngeen ne cot ni coro wala nu kat seen ndey billaah yéen toog leen foofu yabaate quoi da ngeen a baax waaye maa ngi kii yaay man maa def lii man maa jiite lii saa kii waaw man maa kodaas lan mooy kodaas bando konaas waaw konaas ay affaire bay dëkk bii nii yàqu na ba pare Sénégal est foutu Sénégal yàqu na ba pare Sénégal instant bii nii luñ fi bëgg a wax nee naa la da nga koy xeeb parce que comme nu ma ko waxee rek genre yi nii lañ ko séqal ay genre imbécile yu mel nii ñoom lañ ko séqal c'est pour ça le problème est difficile lii moom moo tax tey jii nii pour ñu defar dëkk bi pour ñu changer dara si dëkk bi day jafe parce que ñu ngi ko séqal nee naa leen amuñu yërmande moo tax toujours ma naa leen ana yàlla parce que nit ku ànd ak yàlla day ànd ak yërmande mais am na yenn yoo xam ne nit su koy def mënoo am yàlla di ko def non dem ba fekk nit ñi nekk si naqar nit ñi nekk si problème di ut solution yow ñëwoo jàpp si liggéey bi yow ñëwoo jàpp xool naka mais yow ngay xool yow nooy dundee si kaw nit ñi yow noo si lekkee xam nga la may fàttali à l'époque de la guerre mondiale ba guerre bi di am gis nga milliardaires yu bëri nga gis tey jii ni ñu yor les multimilliards la leen def xam nga na leen amee seen xaalis ba guerre bi amee ñi di ree ñoom ils étaient pas en train de faire la guerre ki nangam de ñoom ils étaient en train de piller wala en train d'acheter des choses à bas prix yaa ngi comprendre dugg si yenn nit ñu kër yu nit ñu dawoon sàcc seeni alal wala luñ fa jot a bàyyi parce que dañoo daw guerre gi doon xaar après nag ba guerre bi demee nag ba lépp sedd noonu nag leen génnee nag affaire ñu pillé woon yam teere yi ñu jëndee woon ay $1 fii $2 parce que nit ñu noo bëgg a daw affaire yooyu noonu
léegi nag faut revendre parce que la guerre a fini faut noonu nag la ñu bëri nekkee ay milliardaires ils ont milliardaires yi ngeen dégg tey jii nii ñuy dox kii nangam seeni maam yi foofu noonu la fortune bi commencé balaa ñoom ñuy hérité ba mu yegg si fii ba si famille Trump bu ñuy wax ba ñu naan dafa judd si ay milliards ay maamam noonu leen amee xaalis bi di ko pousse ba mu yegg si fii ay dooma xaraam yoo xam ne pendant les gens sont en crise en train de se chercher du xool nun siy génne ñoom ils vont passer en arrière venir essayer de te faire croire comme si ils sont venus pour t'aider wala ils sont là pour te soutenir nekkate yow ils sont là pour te xolal te sacrifier du ñuy ñëw pour pousse la dundee la use la ay imbécile yooyu noonu nag xeet boobu nag la Françoise Hélène Gueye bokk Françoise Hélène xeetu marguya boobu la bokk moom xeetam mooy marguya yu bokkoon Afrique nekkoon fa di jaay sunu maam yi si xeet boobu la bokk moo tax it mënunoo def lu baax pour nit ku ñuul toujours si luy wàccee nit ku ñuul si loolu lay nekk toujours si loo xam ne nit ku ñuul suñ ko si fekkee yeb ko wala yeblu ko si nga leen di fekk Françoise Hélène a ngi nii nee naa la diine bu mu bokk sax kenn nawloowu ko c'est la honte des chrétiens Françoise Hélène ba si diine bu mu nekk kenn nawloo ko lu tax muy làqatu pourquoi moom doo dégg sax ay famille am n'empêche que nee na que moo def tout ce gros travail kan si famille am ngeen gis mu génn ndamoo ko doo dégg kenn daal ne waaw ñun de sunu doo kenn du ko ndamoo amul ku koy ndamoo lu dul imbécile yi nekk si réseaux sociaux yi mbaa lii comprendre lu xew anaay mboqam xanaa gis sunu liggéey bu extraordinaire bu muy def di ngeen dégg kenn tiitaroo si di ngeen génn kenn daal ne waaw man de may sœur Françoise Hélène bi di li xeexal Sénégal waaw Françoise ki non doo ko dégg parce que lu tax moom même ba si propre xeetam laa la wax ay nit ñu ànd ak moom du ko weddi ba si chrétien bu mu nekk sax nee naa est-ce que sa Françoise day dem église hein est-ce que kii c'est la honte cet imbécile là ana nu koy jàppale ana ñëpp ñuy jàppale Françoise ana nu voilà waa réew mi ngoog waaw su deekee lii mooy Idrissa Seck moom voilà ça match ak Françoise voilà Idrissa Seck ça match ak Françoise voilà moom Idrissa Seck moom même jikko xaw ma nag ndax moom daa ami yaakaar Idrissa Seck teg ko ñaareel wala ñetteel wa ilaa wala xaw ma lan lay yaakaar wa ilaa lan lay dox mais daal moom am na lu muy xalaat si xelam moo Idrissa Seck même genre manipulation leen yor mën na noo def kiif Françoise Idrissa Seck kiif duul fen manipulation rek duul fen manipulation victimisé wu ñëw xool bukki seen bët yi def waaw moo ngi noonu nee naa la même mati trois pommes dëmb gu ndaw gi même mati trois pommes dëmb gu ndaw gi commencé naa daw dam leen ngeen xool nee naa la Françoise est foutu képp ku yaakaar si dara wala képp koo xam ne ni que dese nga tuuti vergogne doo toog si wetu Françoise képp ku ànd ak Françoise doo mucc si saaga c'est bizarre da ngay ànd ak ni comme doo mucc si saaga képp ku ànd ak Françoise doo mucc si saaga te xamal ni que mooy lool Françoise instant bii nii elle est finie elle est foutue dëgg na ndeem dans tous les côtés dernier espoir am yu ñëwoon jàppale ko ñoo ngi noonu kattaat na ndeem teg ko si tali bi là c'est fini tout le Sénégal le connaît là maintenant ñetti cogg la dese ñetti cogg seetaan leen maintenant envers ces cogg nu muy demee nee naa la Omar Ndiaye c'est un lion indressable Omar Ndiaye c'est un lion fou indressable xam nga lu naa un connard moom mooy loolu day gall di ko maraat moom mooy loolu day wocc di lekkaat il s'en fout amul jom donc kooku il est incertain Laye Mbaye nag moom dataa ko sonnal moo tax mënul wax dataa ko sonnal moo tax muy pec on ne comprend pas léegi Didi Diémé kooku ça c'est un fou ambulant Didi Diémé amul xel këx mongol bu rate yaa ngi comprendre mongol yu rate yooyu noonu mooy këx yooyu noonu ñoom daal du leen di télécommande Didi Diémé amul xel Didi Diémé tey soo doon waxtaan ak moom soo ko ne Jacques Chirac 1800 la mu ne la xamoon naa ko soo ko ne mais le pape mu ne la booy may loolu ma xam ko booy kii Didi Diémé soo doon waxtaan ak moom sooy waxtaan ak moom nii mooy genre boo xam ne débat boo ko dugal loo wax mu ne la moo la ko gën a xam na ba àgg fii dem na parce que lu tax yëgul lu bëri il n'a comprend rien ce con là donc kooku mën na yàgg ak xam nga dof boobu noonu quoi moo tax ma naa la instant bii nii Françoise moom
Françoise Lanni xam nga lu pëli naa Lanni Françoise Lanni voilà adada voilà Françoise adada Lanni voilà yow taay gis nga sa page mu daaneew moo taxoon mu siisu muy mer topp gaay day live ba pare su méttee ba métti 3000 4000 5000 views affaire bi di bon xolom bi di bon muy tourner xam naa muy gis benn Moussa toog di naan waaw Serigne Moutala ak kii nangam mu pare vue di yéeg rek Moussa moom nee naa ne ay live am soo koy calculer da ngay sonn Moussa mën na live léegi pare am 1500 1600 1500 nga noppi nga dem nga ñëw suba nga xool mu 3000 nga ñëw ginnaaw suba xool mu yéeg moom live am nii lay def son samay live nii lay def du lu ñuy dàq yi c'est un marathon man sama live c'est que du sàppi parce que lu tax lu ñu fay wax moo neex ku ko seetaanu tey da koy seetaan suba heure boo ko cliquer day ñëw day neex da ngay bëgg a continuer moo tax man mooy la mais saa waay mooy teg sa publication laa la wax 3 commentaires 4 commentaires daanu na moo tax léegi ça l'a énervé xamul lu muy def mu bëgg saaga ñëpp bëgg raan tout le monde affaire bi c'est pas comme ça nit ñi ñuy waxal dofunu ñoo moom seen xel yaa ngi comprendre nit ñi sont plus fous ce n'est plus à l'époque ngay ñëw yëy nopp nit ñi non xam ne lu ñu bëgg xam ne lu ñuy wax xam ne lu ñuy dem donc il faut arrêter de jouer avec la tête des gens Françoise Lanni Gassi voilà François ouf il fut la ñuy waxati il fut yow kay François boy lii pour nga génn si pour nga génn si lii hey la day la Kodas a ngi tas mu daawe bay day di daa waa Kodas ale ba may leen waa Kodas nee naa leen même Kodas a ngi tas saa waay déglu leen Kodas waa Kodas laa lay tegal de Iba bàyyi wax ni Françoise ba ñëpp toogee Françoise barki démb lay door a ñëw ba Adji Sarr defee man de si li ma xam si li ma gis laa wax xëy na yéen nag xëy na avant yéen a ko doon dégg man li ma xam te gis ko mooy bi Adji Sarr defee interview am lay door a feeñ man nag waxaluma kenn sama bopp laa wax man ba may wax booba kenn waxul bañ may saaga booba kenn saagawul kenn bañ may yónnee menace de mort ay 3 heures du matin 4 heures du matin 2 heures du matin booba kenn yónneewul kenn kii de mort bàyyi leen seen wax yooyu ngeen di wax naan ba Françoise ba kenn waxulee Françoise njëkku ñoo wax nay leer Françoise njëkku ñoo wax dafa fekk na ñun dañoo taxawoon pour def rassemblement Kojo Adji Sarr fii si Sénégal Oumy Ndaw na ma déglu mi mooy sama seede ndax ñeneen ñi nekkuñu fi mani leen balaa ñuy def loolu di éparpillé wu ku nekk jël sa doole berko nañu boole doole yi par intermédiaire wu xaadim mi nga xam ne xam naa ko depuis campagne ba mu nekk administrateur sama groupe ñu waxtaan si lu bari ñu ne nañu boole doole bi nekk benn comme xeex bi benn la bu dee xeex Adji Sarr dong nga ñu tax a jóg benn xuloo benn werante mun na see ñàkk bu si leneen raxul nag bu dee xeexu Adji Sarr rek xeexal ko mu am dëgg dong la leneen mun na cee bañ a ñàkk waaw loolu wax boobu laay bañ a dégg ay Françoise Hélène Gary wala keneen ak keneen ba ñëpp noppee moom moo wax c'est pas vrai bu leen wax loolu amul waaw fii ba ñuy wax booba man ba may wax booba Françoise waxul samay wax du neex te du ma ko làq-làqal bàyyi leen ni ngeen wax di frustré nit ñi da ngeen bëgg a wax ne Françoise moo tax ñu dugg si xeex dañoo fekk kay comme ñun lu ñuy xeex moom lay xeex ñu boole suñu doole mu nekk benn loolu dong la te Françoise Hélène bu wootee woon te gisul ñu ñëw dana wéet ci xeex bi Françoise mënul dara bu dee moom kese mënul dóor mënul fayu mbooloo mu woote ñu ñëw fekk si ko ñoo ko may doole kon nag bàyyi leen mbooloo yi ngeen di frustré. oui on coupe le cake couper le gâteau on coupe le cake ñun moom lii la ñuy daggee suñu gâteau cake couper le cake waaw waa Kodas ay wax noonu de ñu la Kodas déggoo lu ma wax 6 millions Kodas yi Françoise génnee ko la wax te nga génnee si sa xel bi de bu mu ay nañ ko si jëndal avion kii kay nañ ko si jëndal billet avion aller retour que léegi du def mbapat pour léegi te yow kii mooy dooma xaram nuy wax muy jaay rëy làmmiñ Françoise mënoo fee waxati ba jaay fi rëy làmmiñ ba daa di am looy wax ba nit ñi daa di la gëmati yow nee naa la xolal Lanni François
anani ko lanni benn idée nag buñ ma suggéré dinaa bu ñu paree ci opération déglul sa bopp lii moo garaaw xam nga nee naa la li gis nga lii daf laa wala yee ça doit te dever et c'est pas de tes premiers audios yuy claté foo dugg groupement duul kaka nangam les audios sortent parce que lu tax jamono jii nu toll c'est incertain woote mbombaay surtout maa nga bëgg woote mbombaay nga mu wóola ni que yéen ñëpp yéen a bokk fu ngeen jëm nee naa la surtout maa nga bëgg def coalition pour rek bëgg doxal sa bopp bul xam ñuy bokk bul xam ñuy nekk ci panel bi bul xam ñuy communiquer ñuy yónnee bul comprendre moo tax man bu ma demee ba comprendre loolu ci yoon bi ñun bàyyi mat nee naa la on est petit mais intelligent dégg nga ba ma comprendre loolu laa xam ni que la route du solitaire ne blesse nulle part. Sois cohérent sur ce que tu dis et sois solitaire, mon fils. Madame, mon petit, tu sais quoi? Le truc là, c'est pas un sprint, c'est pas un marathon. Laisse-les courir. Sois vigilant et sois cohérent sur ce que tu dis. Daw beren maa ngi toog si lu may wax. Da ngaa dégg sama audio mu génn fen. Nee naa comme sama audio na ko génnee. Ey waaye Moussa Camara ko am audio am na ko génne. Sa musiba ngay dégg. Man ku ma enregistré sa musiba ngay dégg parce que ku ma woo di ma wax ay waxu daanu sareet wala di ma wax leneen te waxoo ma waxu nit tu vas entendre sax ta merde avant de raccrocher donc ça veut dire que même si tu enregistres lu ngay enregistré heure bu nga ko walee génnee doo ko génnee parce que lu si nar a dégg du la arrangé déggoo ma de noonu lay doxee man tollu ma say zabarambara yow sa bopp yoo nee nga combien de gens pour nu jéem a jaar si suuf naan dañuy xool ku ñuy recruter yëy sama nopp laaj leen ba nga leen yónnee ba nu wiiri ba yegsi laa leen jël voilà yow sa bopp créé nga faux profil ñëw si suuf di jéem a am looy expliquer ki di wax tu m'avais pris pour un con ma teel la détecté ma jox la Batra Sarr nga yóbbaale Batra Sarr boobu ba léegi mënoo toog mënoo taxaw moo tax sooy ñëw si Moussa Camara da ngay yónnee parce que tu connais que ce gars il est con yaa ngi dégg moo tax nag dans cette même connerie si noonu laa ñëwaatee tey ma toog fii ne la lanni adada gasi fini fin xam nga doon naan toute histoire a un temps yow to be continue sax doo ko am il fut la ñuy wax il fut te loolu bul sax sonn c'est fini ñu nga dese ñii nii wal sa ginnaaw ñii di wax su nekkee ñoo ñëpp mën nañ tëdd nelaw di jéeme Laye Mbaye Omar Ndiaye ñëpp mën nañ tëdd nelaw parce que mënuñu jéemuñu bàyyinu xamuñu amuñu xam-xam dégg ma ku gën a ndaw si internet yi suñu leen boolal tegale woon wàllum xam-xam ak kenn si ñoom mu téegal ko ku gën a tuuti si internet yi fii di commentaire ku gën a tuuti si Didi Jéeme ak Laye Mbaye ak ki ñoom laa ku ko si boole da koy téegal parce que amuñu xam-xam lu dul macc data waxu taat waxu bun loolu rek leen mën sa ndey sa baay sa kii ki naam su weesoo loolu déggoo lu ma leen wax de ban année sax le Sénégal mu jéewoon dem soo leen ko laajee la demoon finalu Coupe d'Afrique fàtte nañ ko ban année le Sénégal dem finalu Coupe d'Afrique ñoom sax seen bopp fàtte nañ ko di neen la xamuñu tous yëgunu lu riir du ñuy mandi si ay mandi leen nekk ñoom ils sont dans un autre monde di fa naafe foofu la ñuy nager di foo nekk si yeneen affaire fini c'est fini waaw léegi nag moom su nekkee ñeme nga Fatoumata Danso comme que moom ngay langaamu chaque jour moom moo lay may buzz Fatoumata Danso mooy sa relais demal moo ngi noonu waaw defal nga ko daaw mu jik la mais ren nag on va voir ren dinañ xool ndaa jik na la xam nga defal nga fi daaw demoon na bay daanu tak mu dégg jeeg Caterpillar gars yi gën rek mu daw langaamu voilà yéen tamit waa jeeg Caterpillar vous n'avez pas compris vous l'avez suivi dans son truc yéen a ko may mu doxal ba fii su nekkuloon waa jeeg Caterpillar sursis bu nga am ba fii nii ma fàtte nañ ko bu yàgg on l'a enterré et c'est à partir de là maintenant que la profité foofu la profité dem jëli yenn ennemi wu jeeg Caterpillar yeeg gars yi xam nga Pastef fois yeeg yenn affaires yi ñëw créer affaire am Copassi moo tax boobu ba léegi lu xaw a compte rek mu dem ne foofu la bokk pour toujours rek mën a kii mais tey c'est kon ma koy waxee rek
instant gii nii gars yi ils sont en préparation campagne électorale les campagnes électorales yi ñoo ngi yegg si léegi nit ñaa ngi def seen regroupement wax naa la ko xam nga les gens ils sont occupés à d'autres choses on est en train de préparer les regroupements là et xool comment on va faire pour daal di ñëw daal di xam nan la ñuy defee yaa ngi comprendre léegi nag moom instant gi Françoise c'est fini voilà léegi nag moo tax nga Fatou Machudo Fatou kii nangam instant gi Fatou Massa Danso su amee xel su muusee fii lay yeewu del joie de vivre am teg ko xam ni ko boo lanni parce que kenn ki woo na la fële nee na la kaay nu pelloo voilà kaay nu giite ngaas soo ñemee rek kuréel makil voilà kuréel maki nee na la de la woo si giite ngaas man loolu laa bëgg loolu laa gëm non man kuréel nee naa la ku ko ndëppal kooku war nañ koo seet mu ndëppal Sénégal parce que laqatuwul dafa def vidéo am taxaw devant tous les Sénégalais voilà tu portes tes couilles fais ta vidéo taxawal c'est ça nous on veut des leaders des personnes qui sont fières et qui se mettent devant qui acceptent leurs choses mais des leaders qui se cachent derrière des choses wala derrière des personnes di leen jiital nous on n'en veut pas Coura Macky daal lu wóor ba wóor nee naa la imbécile na conwe na dooma raam la salopard la mais bizarrement daa mel ni que am na ku koy ndëppal moo ngi commencé yow parce que lan moo bon rek mooy bañ a changé te Coura Macky ngi commencé yeew te nag su yeewoo nag dama koy jéegul dama naan akinaam mais pour ba léegi imbécile la moo ngi commencé yeew mais lu ma si gën a neex fu ma dugalee fu ma laalee fu sama xol seddee dafa def yëfu gor soo amee nit problème da ngay génn nga wax ko génne ne ko kaay nu peeloo kaay nu giite ngaas en bon et en uniforme caractère ñëpp dégg nañ ko tu as quelque chose à dire ou à te prouver allez-y vous frappez les poitrines moo ngi noonu sa morom mu jekk woon na la waaye toog fii di mbep rek konaas waa konaas ñu wax naan konaas du konaas de waa konaas c'est des konaas naan ma konaas waa konaas wuy leen non Coura Macky ay son excellent ay phrase de maintien la yor dégg ay pour te pratique yooyu xolal waaye yow non dem leen non pare nga nee naa yow ñëpp a doxaan sa ndey Françoise ba ñu ànd loolu lekk looloo yow dañoo doxaan sa ndey outside inside c'est extraordinaire yow da ngaa am lu kenn musul am Sénégal yow da ngaa àggal affaire bi niveau boo xam ne kenn tegu ko fa doxaan sa ndey si biti doxaan sa ndey si biir mooy extérieur intérieur yow waa biti bi dañuy doxaan sa ndey yow say propre personne waa intérieur tamit di doxaan sa ndey mais yaay gaaf ba pare nga bëgg yore wax ki boobu ba léegi yow léegi wax ma fan moo des fan lan wala doxaanaatee sa ndey pour que tu comprends gars yi yow fépp la ñuy doxaanee sa ndey un moment nga wala am jom luy wax muy kat sa ndey di am lu ñuy wax suñuy wax léegi ay wax man na leen man de moom xaw ma cuccu xaw ma keeki nangam man de sodomi rek man moom sodomi rek ak maa bëgg sodomi man yooyu ngeen lijjanti sama yoon new si man pax laay bañ a gis waaw maanaam yéen ay aji bun kal bun dugul bun man pax laay bañ a gis nee naa ko saañ ba seen nopp ndey billaay seen paxu bakkani sa saañ ko si seen ndey su ngeen xefulee su poor gis nga seen pooru yaram yi fu karaw gi di génn su si xajee sama xajal ko si seen dëndu ndey déggoo lu nu wax seen bàjjen seen taatu maam xoolal su ñuy naan meew di ko meew seen digg lëfal ndey déggoo lu ma leen wax am ngeen problème de lanni laa lay wax billaay wallahi lanni ay saagi kay moom lanni waaw Françoise adada si boo nga xool yi leneen utul beneen métier waaw utul beneen métier defal leneen demal Mati 3 Pommes recruter la xam naa léegi ngay def revue de presse si page am bi xam nga ngay def revue de presse wala ngay def nu ko ti nettali presse page kii bi waaw non Mati 3 coups voilà comme ça léegi chaque dimanche su defee ba pare mu may la 30 minutes 1 heure de temps nga def nettali presse wala xaw ma nan presse mu utal la benn rubrique foofu quoi demal Mati 3 Pommes recruter la c'est ta seule solution hein c'est ta dernière solution en ce moment nee naa leen su dul loolu noonu moom toile bi fii moom ak réseaux sociaux bi terrain bi comme noo koy wooyee terrain bi gars yëpp ay crampon leen sotti ay feere xammee nen attaquant yi di nelaw si camp yi xammee nen leen bu baax taakale rek non
taakale ba taxaw seen dënd yi attaquant yooyu noonu nga xam ni que soo bàyyiwul xel nu dugalal la 100 bi hors jeu si camp yi la ñuy dem tëdd di nelaw xamee ne leen de laay la tey saa yi di réseaux sociaux yi ñëpp ay défenseurs leen gars yi les nerfs sont tendus plus que nous sommes à l'approche des élections les nerfs sont tendus déggoo-moi les gars sont en garde à vue les déjà ils sont xoolal kii moins de prime nga dégg gars yi tourné xool quand y a un bruit même nga lu xew fii on parle toi tu es là tu es en train ñu wax nga naan mbapat dinañ ko mbapat sa lëfal ndey yow kay yaa koy bëre mbapat bi du nga koy tëgg de mbapat bi moom dinañ ko tëgg incha allah maanaam ni ko annoncé na mais yaa koy tëgg yaa kura Macky la ñuy tëgg non drapeau boobu day kii mën naa woo kura non mbapat bi annoncé nga ko kay ba pare wax nga ko audio bi jàll na si panel yi gars yi dégg nañ xam ne ni que yaa mbapatu kii nangam di ngeen ko bëre de yaa Aïda Patra wala yaa kura Macky mais di ngeen ko lijjanti de di ngeen ko lijjanti mbapat bi moom dina dox voilà yaa ko dugal si xelu nit ñi taay ni mbëri année blanche leen nar a def yéen a ko nar a mbëri waaw dina ngeen ko bëre de Françoise moom si boo soo demee Sénégal na nga dem uti ji ay cumbukaay sa mbokk yi nan la jox cumbukaay moom déggu moom daa teel wax ne xam ni ñuy grand yoo xam na fay mbokk xam nekk de waaw tamit dafa bëri ay séeréer waaw moom salaamaaleykum maaleykum salaam woo na mbokkam séeréer yi waaw xam na fu mbokkam yi ne kii la waaw soo demee di nga ko bëre de waaw yaa ko woote yaa si dugal seen xel bi nag waaw Françoise grand combat voilà Françoise Koura Macky wala Françoise Aïda Patra les petits combats yi nag ñu def ay ñoom Didi Jémé xam nga voilà ay ñoom Laay Mbay affaire yooyu noonu ces petits pangolins là ñu def leen petit combat yaa ngi dégg waaw après mu dox après comme ça xaalis bi recette yi ñu xool na leen siy defee comme ça mu wax di jeex quoi nee naa leen nii la ñuy kattee seen ndey chaque jour dégg nga François jëlaat nga billet nii la ñuy kattee seen ndey chaque jour du ñuy toog di kat seen ndey muy neex yaa ngi comprendre suñu paree nu dem doxantu ji nee naa leen 104 dimanche nii lay doxee lan moo lay naqari mooy tey jii nii da ngeen a gis lu leen jaaxal da ngeen a bëgg a àgg fenn foom te mënoo leen bàyyi leen wam loolu lay wax gi da ngeen di bàyyi soo mënul da ngay bàyyi fii nii affaire bi du ay semblant comme nu nga ko waxee c'est pas semblant fii te yàlla tax la combat bi ni ñuy def c'est le don de soi bàyyi da ngay mën a joxe sa bopp wala ilaa mënoo joxe sa bopp bul si xaar dara en retour dama toog fële nga xaar ba gaa yi pare voilà mais nekk fii nii gars yi di joxe seen bopp di lijjanti yow nga ñëw nga bëgg see ut dara yow doo si am cottu ndeyam ñu si nekkoon si loolu boobu ba léegi yàllaa ngi leen di claté te pareegul de nee naa leen pareegul ça va continuer les masques vont tomber les masques vont tous tomber gars yi fi ñëw pour xaalis bëgg a dund si kaw nit ñi bëgg see am dara pour utiliser nit ñi tous ils vont tomber un à un te kenn du si mën dara parce que lu tax yàlla la affaire bi d'abord yàlla la bàyyi ñii ñu ko songu tant que ñoo ngi dëggu di ànd ak yàlla di dëgg su lu ñuy def kenn du si mën tous bàyyi ñun fu nu ànd nii fu nu àgg nii yàlla rek leen mën a àgg leen mën a àndal kay nu mën a sori si combat bi du xaalis du leneen kii foog nu gëm suñu bopp ànd ak yàlla booloo jàkkaarloog ñii kat seen ndey bu baax te boobu ba léegi nag yàlla ak ñuy suturaal billaay wallahi yàlla ak ñuy suturaal lu leer comme nag lu leen wax dafa yomb man encore je vais recadrer les choses pour que gars yi comprendre man sama yoon laa nekkoon fële di lijjanti samay problème voilà dama génn ñëw di wax si waxum Sénégal Macky Sall Sénégal Macky Sall doomaraam yi saa yi nu sàccee alalu réew mi ñeenu gëm naan ñun ñoom leen joxoon suñu bopp pour nu nekk suñuy wasila nu xamal nu yàllaa yonte gi jël nit ñi raxas leen ba nu set génne naan ay làq ne leen fii làq ne fa nuy ñàkk suñu alal suñu waxee nu nuy moral te ça en vient à notre futur ma ñëw ma njëkk def première intervention ba ma dalee seen kaw wax ma aalu si ne leen mënul ne mënoo leen ne da ngeen nu fay nekkal àdduna ak alaaxira nu nekk fii si kaw àdduna mënunoo am ndox bu nuy naan
am courant am leneen te ñii di nu sàcc saa yi nu demee ba bëgg leen jàpp defanteeg ñoom si alal bu nu sàcc ñu ñëw jël si ay nangam taanu million jox leen ngeen jël ba pare ñaanal leen làq leen ñaanal leen intervention ba kenn du leen laal donc un moment yéen donc war ngeen taxaw wax ak ñun lan moo xew ndax ñun danoo yàlla daf nu fay teg pour nous souffrir à vie wala c'est ça notre destin maintenant ma commencé dem jàkkaarloo kilifa diine yi di leerlu ndax ñoom lu ñuy def diine la aada la wala seen bëgg-bëgg bopp la parce que su nekkee diine y a des choses yoo xam ne ni que kat moom la diine santaane nekk si di lijjanti sam bopp tranquillement amuloon saaga teg ko si wax njëkk ak teraanga def ko sax comédie waa Abache dama liggéey comme nu ma ko waxee rek sénégalais da ngay ñëw nga ree ñëw def ko normal teg ko dialogue on te prend pour un con nu lay mbalak di la kaañoo di ko dugal si yenn gaam yoo xam ne mooy loolu képp la une affaire de rigolo ba ma commencé kat seen ndey benn par benn di saaga seen digg lëfal ndey si leen commencé déglu nag daa ne booy bi de mooy loolu et là je fais rentrer mon message yeewu leen neen commencé wax neen commencé kii léegi nag ñii lu ma andi si wax gi doxal nen am na ñoom lu nu bëgg ils ont un problème de mbooloo def naa live am naa 15 000 views def naa live am naa 20 000 views oh non comme ni ngeen di déggee toujours rek Françoise di wax ba ñëpp ba kenn waxulee man la woon mën na leen mais ça c'est terre à terre fii ba kenn waxulee yonent gee wax moo xeexal islam lu tax kenn mënul déglu islam est-ce que yaa ngi comprendre wax gi ba yonent gi ba kenn waxulee yonent gi moo taxaw xeexal islam ñëw wax islam jiitu islam mujj ñëpp waloon say topp mais ba teewoon ni que am na ñu jël seen yoonu bopp yaa ngi comprendre àdduna noonu la doxee ba keroog muy juge ba keroog muy dañ lépp loo gis am na ñoo xam ne sax ñoo ko njëkkee ñoo njëkk wax ñoo njëkk def mais yemul si ñoom am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñoo ngi def noonu mais et après quoi non mal maa fi kii donc elle a un problème wala ils ont un problème de léegi yéen ñëpp topp leen sama gannaaw man maay nekk sa kanam kenn walul def tànk ñëwul kii nanga man maa wala nekk si kanam man maa wala am view pour que léegi ni parce que lu tax c'est un truc de crypto-monnaie ku muy si wut affaire bi du combat bi du en fait le but qui est dedans que man dama ñëw non c'est que qu'est-ce que je peux gagner dans ça c'est ça son problème qu'est-ce que je peux gagner dans ça léegi nag le problème de mana commence mais pendant le temps que tu perds ton mana là les autres ils sont en train d'avancer. Et c'est ça aussi un des trucs qu'elle n'a jamais compris. Parce que pendant le temps qu'elle se met à pleurnicher, qui m'a fait telle somme de views, qui m'a waxlé, qui m'a waxlé, en même temps kooku noonu muy wax moo ngi continuer di liggéey di gën a yokk ay views. Yow au lieu nga dem nga liggéey, au lieu nga dem nga concentré wu si lu ngay wax, si lu ngay def, elle est là maintenant à pleurnicher si ginnaaw parce que lu tax elle n'a plus de thème, elle est perdue dans la tête. Elle est perdue idée yi réer na elle n'a plus d'idée ñaata affaire jubbante léegi jubbante anam léegi moo ngi kodaas suba ban la nañ ko laaj elle n'a qu'à nous expliquer jubbanti du créé na dugaloon na fa ay ni ba nu commencé woon àgg plus d'une vingtaine di dem tey ñaata nit a fa ne tey ana jubbanti moo ngi noon permettre na ko kodaas ma naan kodaas ak konaas du moo ngi konaas nañ ko laaj suba ban la su paree xam naa défendre bunu Adji Sarr suba dina ñëw défendre les hommes battus dans leur foyer parce que aussi y a des hommes battus de góor yi ñuy soode góor yi ñuy tëdd xam nga ñu ñëw sotti leen dawlin gu tàng
voilà doo góor yi takk ñaareel nu ñëw sotti leen acide wala leneen ak leneen tamit y'a des cas nañ déglu rek de parce que elle se cherche elle n'a pas une idée de base xamul fu mu jëm moo ngi kona suba nañ ko laaj ban la Sénégal problème du fa jeex su nekkee loolu la rek day comp benn créer si benn affaire woo si mbootoo kii kay mbooloo def si collecte de fonds lekk après mu dem créer waat beneen après jóg jubanti moo ngi si konaas suba bal la parce que Sénégal problème yi du jeex elle aura toujours de quoi créer une association te on a qu'à la demander comme ça nit ñi tamit mën a waajal seen bopp waajal seen bopp tamit xam pour cotisation yi parce que xaalis amatul cotisation léegi foog ngay waajal sa bopp foog nit ñi di xam donc nous tous on a qu'à aller chez Françoise Hélène Gueye la poser cette question quel sera le prochain parce que bii moom Kodas c'est fini waaw Kodas a ngi laajte 6 millions ak nu mu nar a demee nañ ko seetaan àgg na Sénégal mooy Kodas toj na waaw jëndal nañ ko billet d'avion aller retour si 6 millions yi 700 000 dañ na wala 600 000 minimum voilà billet d'avion aller retour $1200 waaw 1200 1250 voilà yéen waa Konas loolu la billet aller retour di jar 600 700 000 voilà dara di am voilà de fornaasi nag ay cheveux naturel xaw ma kee greffage xaw ma nan lay demee bon mooy loolu seen 6 millions yi su ngeen si dindee 600 xaw ma ki nangam 1000 ki na billet aller retour 5 millions moo leen di de sekki sàngam léegi nag foo aller créer un mbapat dégg ngeen ñaata ngeen di louer stade bi da ngeen foo leen mbapat wala ay affaire sa noonu leen koy arrange dama ngeen louer stade ba wala def non ba pare muy rêvé nag woo Sénégal ki 5 millions laa lay tegal de jënd billet aller retour def ay trophée invité ay mbër créer mbapat de jaay ma dama ko déglu ba pare ba ree ma ne ko kii billahi kii daa xamul salu gay 5 millions daa mat galax ndiku waaw matul sa njëgu ticket yu gars yi wala taxaw si biti pour jaay ko pour jaay ticket yi rek ticket yi wala pour jaay si biti rek matul 5 millions yéen 5 millions da nan dem laaj Fatou billahi sama gars yi nan dem laaj cette Françoise là mu expliquer nous quoi c'est quoi son plan de carrière lan lay xalaat ak fan lay jëm ak nu muy demee nan dem laaj ko mu expliquer nu lan mooy plan am lan mooy idéem ak moom lan la xalaat ak fan la nu bëgg a jëmee voilà nen laajtee quoi parce que yaa am na ay fay yoon su la ko waxee il faut poser les questions les faisabilités il faut poser les faisabilités je peux te construire une maison à 80 étages ok c'est possible mais comment tu vas le faire c'est ça et tu expliques je peux prier sur la mer c'est ok c'est possible Bobé comment tu vas le faire comment tu l'as fait Akhenaton Diallo baaxul quoi Akhenaton Diallo nee na ko justice pour Konas non bul di wax Konas danaan Konas waay waaw ñoom seen justice bu ñuy laajte nañ wax justice su lan la ba looloo ma jaaxal nee na dañoo bëgg a kii Ousmane Sonko ngi noonu ñoo ngi toppaat encore si ginnaaw bëgg a créer benn tension mais xam nga ni que gars yi mooy loolu ñoom ñoo ngi wàcc dégg nga de période bu ñuy kii au lieu nu dem utal Adji Sarr avocat comme nu waxee 6 millions yi li jëntiwunu si avocat utunu si enquêteur détective privé mu confirmer affaire yooyu noonu lu ne pour nu mën a andi ay preuves yuy prouver ni que ñoom lu ñuy wax dëgg la que ñoom accusation yu ñu andi voici les preuves non ils ont de l'argent pour aller faire des enfantillages quoi ay mbapat pour aller jouer te nee nañ si naqar leen nekk noonu de nee nañ si naqar leen nekk danoo nekk si problème yaa ngi comprendre danoo violer seen sœur soi-disant su ñuy wax que duñ koy xeexal voilà mais am nañ temps wu organiser mbapat dem mbapat ba xam nga nee na nag comme que yaayu Adji Sarr si yooyu la nekkoon xam naa waykatu mbapat la woon affaire yi kii te léegi moom xam na am na sa seen groupe bi ñaari maire waykatu mbapat léegi da leen di invité comme ça léegi xam naa nu ñëw way léegi suñu wayee mbapat bi xam naa seen doom bu nu laal bun bi dina dellu nu mu dellu woon quoi wala nu mu meloon wala dinañ fàtte seen naqar elle aussi donc
elle prend des cons pour ces gens parce que ñoom ñoo ngi am seen naqar di ko lijjanti amul nu muy ñëwee pour ne léegi dalay xeexal seen doom pour faj seen naqar mooy ñëw organiser leen mbapat nu ñëw taxaw way kii ki nanga xam naa après ils vont oublier le problème est fini quoi est réglé. Voilà, moi, elle n'est même pas décidée à arranger ce problème ou à venir arranger le truc, l'air alcool. Elle n'est même pas prête à venir l'air alcool. 6 millions, mon avocat, mon détective privé, mon nous l'air alcool. Voilà. Mais non, ils veulent nous prendre pour des fous, nous distraire. Comme nous pour Macky Sall Diapé. Elle apprend de la... enfin, elle n'est pas bête, hein. Elle apprend de son père, de son fiancé ou de son mari. Idrissa Seck et de ces gens de la politique. Hein. C'est comme ça que ces politiciens se comportent avec nous. Et c'est ce qu'elle tente. Elle tente ça, mais c'est que elle est au petit modèle. Elle est en petit modèle. Ils sont dans un autre modèle. Quand nous sommes en problème, nous sommes là. Puis sous Diamono et Macky Sall en train de faire sa tournée avec quoi? Des comédiens. Macky Sall fait sa tournée avec des comédiens. Pendant que nous disons joy nord, nous disons lenen, di joy courant, di ko wax suñu ressources naturelles ak nu mu def dëkk bi souf yi mu japp di jaay, il amène des comédiens. Yaa ngi comprendre su ko defee nit ñi reetaan foog ni et il croit que c'est fini. Après mu wax lu muy wax mer dam dem. Donc c'est ça que Françoise essaye de venir reproduire sur ses réseaux sociaux, mais elle est venue le reproduire au mauvais moment et à la mauvaise place. Parce que fii mu ñëw fii di ko reproduire, di ko jéem, ici il y a que les anti. Ici il y a que des anti. Des anti-systèmes ñoo fi fees del ay nit ñoo xam ne nee naa la démb leen pare tey soog a ñëw. Ay mbaam yu déggul lu metti ñoo fi nekk. Moo tax elle a des problèmes maintenant à faire cette même manœuvre. Cette manœuvre-là, il faut le faire au Sénégal. Au Sénégal, ça marche. Les gars, ils n'ont pas une telle vision du monde. Ils n'ont pas une telle vision des choses. Et ils ne sont pas dans un niveau. Donc là, ça rentre. Mais dans ces réseaux sociaux-là, il n'y a que les gens de la diaspora, maximum quelques gens du Sénégal. Ceux qui sont au Sénégal, qui sont dans ces réseaux sociaux, ils sont réveillés avec le pouce de la diaspora. Donc quand tu viens, tu veux ramener ta merde là-dedans, tu te retrouves avec Mission Impossible. Tu te retrouves avec Mission Impossible. Parce que yoy ngay jéem a def, ce sont ay jikko yoo xam ne nit ñi suñu toogee suñu koy sentir nga leen ko def du ñuy frustré du ñuy xat. Du ñuy xat. Ils n'arrivent pas à le plan parce que du ñuy sentir que lii lay xeex si biti. Mais c'est comme si ñoo ngi ma koy bëgg a nangul fii si biir wala ñoo ngi ma koy bëgg a def. Moo tax lii lépp di xew. Il ne faut pas parler, mais c'est des attitudes. Tu le ressens, c'est des ressentis. Une fois que ça arrive, tu sens que ça c'est du déjà vu. Lii may dund ni wala nii ma dugg ni du déjà vu. Du déjà vu. Donc cette garce-là, elle est en train de reproduire des choses yo xam ne que nee naa la ça va l'amener à sa perte si la ñuy doxaanee ndeyam. Moo taxit moom oh Françoise sonn nga Françoise ba ma ko xamee ba tey Françoise ba ma ko xamee ba tey mu nekk si réseaux sociaux yi xanaa si départ bi ba muy taxaw naan Assane Diouf ay affaire de kii ak nangam nekkoon si combat wu Assane Diouf bi di wax boobu daan na bëri ay remerciements ay affaire nit ñi kii nangam mais nee naa la ba affaire yi commencé ba claté foofu ba saa waay dem ba tey non Françoise même cogg yi même pédé yi même doomu xaraam yi ñoo topp si ginnaaw maasa di ko fës si ginnaaw amatul ñu koy fës yaa que des cons su weesoo lool ay apériste ñoo nekk si ginnaawam léegi nag moom dafa foog ne wéeru na nee naa la c'est le moment de rentrer au bercail apériste ils vont rentrer au bercail apériste ils vont rentrer au bercail les campagnes tout le monde va rentrer au bercail soo déggee da ngay xam ni que xaaj bi ay apériste la xaaj bi ak yeneen la te heure bu su yegsee mooy la Coura Macky te l'a démontré aussi song bu la Coura Macky Sall c'est pas aussi bête hein àgg nen foo xeex nen benn xeex am na lu ñuy def wax naa sama message utiliser naa tamit sa panel jàllale naa message bu ma bëggoon waxal président kii nangam léegi on arrive ñoo ngi si municipal yi après les municipales on va faire les présidentielles te président bi dina ma soxla ma nekkaat si géwélam mi di wax rek ki nangam maa ngi dellu fu ma jóge woon yow mii nii nangam la kaay nu kii ko déggoo ma de yow mii kii di nangam kaay nu kii ko nee naa leen bu dee départ politique da nga koy mën wala nga bokk yëfu bandi la yëfu bandi la foog nga doome raami am xel bu ñaw kon nag kon dès le départ Françoise kon nga doome raami mais c'est que ton problème ce n'est pas pour servir les gens sa kon sa doome raami est personnel à nu koy waxati à fin personnel moo tax nag da ngay am problème parce que là maintenant tu as les anti-cons yu nekk fi du naa la saa waay du fa demee noonu de du fa demee noonu comme daal comme nu ñuy waxee rek instant bii nii man damaa bëgg dama kontaan ba nga xam ne ni que xaw ma nu ma koy waxee parce que yàlla moom su ñëwee attel la
soo feccul doo gor waaw man moom waxuma la fecc rek de mais man moom damay fecc bay smurf waaw di smurf di break instant yi kay maa ngi break ak ki prier si kii bi parce que ku doon xuloo démb di wax di leeral pareegul sax lu muy leeral soreegul su lu muy leeral yàlla ñëw ne ko yow xanaa ba ngay wax yow xooloo sa ginnaaw yow affaire yi réglé naa ko bu yàgg moom sax si boppam xam naa ne génn na live bi démb dem tiit waaw démb nelawoo de Françoise je suis sûr que démb nelawoo moo tax tey damaa ne prip nga gis ko mu génn ak Santana bi tey kay moom fu live génn nga nu gis ko démb nelawul xam naa ni démb toute la nuit Françoise a ngi xalaat naa ay waay suba nu mu nar a demee ay waay lii nu mu kii Fatoumata dans son décalage horaire moo nuy njëkk a yeew moom tax ñu ñëpp moom man tamit damaa yeewu taal kii bi yëndu rek gis ko sourire bi tamit ba si ndong bi Fatou jël sourire bi tegal la ko si ndong bi yéeg ma da leen tey fii toj ma xëcc mbaaji bi teg jël téléphone bi teg nii ne man tamit bé naan ko ndeysaan ne nii gis Santana mu ne moo ngoogu de aka bëri faux profil nag du ñëw jamais parce que gàcce gi dena du ko fekkee de te pourtant moo ngi fii ale da day làqatu sax même suñ koy jox gàcceem ndeysaan Françoise leen yaa daadu fas come on rek xoolal génn dama jël xam nga Françoise bi nga ñëw nga toog rek nu waxtaan léegi en tant que sénégalais c'est pas méchant daadu ko fas de day yéendu sax nuy saaga nen sa ndey fu de dégg ko see naa la Françoise démb nelawul parce que elle était en train ba mu xam naa lii moom buñ ko yugo non suba toile bi dina toj waaw dina toj kay faut t'y attendre dina toj sa wax gu sew bi mbara beeg tourné bi du si wàññi dara te Moussa daay barkeelu su barkeeloo génn xam leer na ma yeneen gaa yaa ngi ñëw ñëpp a nar a barkeelu sa lëfal ndey Françoise am nga problème billahi am nga problème am nga sérieux problème sa faux profil yi léegi da nga leen di noppal yaa ngi comprendre man wax naa la nee naa la nit ñi commencé nañ fee yàgg ba nga xam ne ni que comportement ñun la ñuy jàng ñun duñu xool ay kii ki tur léegi ñun dem nañ ba suñuy xool duñu xool tur gi kese ay kii ñun comportement nit ki la ñuy jàng parce que tellement nag nu ngay bindee nu ngay comporter dans toutes tes pages tous tes faux profils léegi ñun dem nañ ba suñuy xool commentaires yi on ne perd plus attention au nom ou à qui écrit mais c'est de la façon qu'il écrit comment écrit-on et qui écrit les mêmes adjectifs les mêmes auxiliaires ou bien les mêmes conjugaisons chacun a sa façon de faire ses fautes et d'écrire certaines abréviations et certaines choses au fur et à mesure on a grandi on comprend les choses moo tax tu peux être jusqu'à un temps pam ça sort on est comme kii dooma rabbi la ça n'a pas de sens déggoo lu la wax doxaan sa ndey bi que mu nekk en direct wala en différé tabaarikàlla macha allah day àgg fu mu wala dem day àgg ak jàmm ak salaam comme daa do la ko waxee bii ça c'était le barkeelu Camara voilà bii c'était le barkeelu Camara manding ko móori yaa ko nu ngi koy defee chaque jour rek yaa ngi comprendre ñëw barkeelu ñëw dugulu xam nga rek def yu sew yooyu noonu daa di ñëw doxantu ndànk dem toogi nële voilà te comme nu ngi ko waxee nag voilà yaa ko liggéey voilà Fatoumata moom comme nu ngi koy waxee sunu siste la moom nu ngi koy lan laa ko mën a waxee encore tant que nu ma ko waxee woon keroog rek tant que il y a un respect elle aura son respect tant que elle se bat pour le Sénégal elle aura sa considération su nu demee ba gis ci leneen lu nu walut a gis wala ki nangam et on la fera savoir comme moi comme qui que ce soit point barre léegi nag si le fait que de voir des Sénégalais souvent se s'unir pour faire un même combat wala pour dénoncer une même vérité ça énerve certaines personnes que ces personnes se suicident xaru leen c'est votre problème mais l'union fait la force à chaque fois qu'il faudra qu'on va s'unir pour venir maintenant venir fekk benn problème
on va s'unir et on va venir lijjanti ko ba mu mat sëkk man nag moom je suis du genre boo xam ne comme nu ma koy je m'en fous man sama combat dama say boole ñàkk jom yaa ngi comprendre ñàkk jom si ban côté mooy pecc bu ndaw bi gars yi di wax kii ki nangam yaay di jéem a xaste affaire noonu loolu yëfu gel la yaa ngi comprendre man xas andiwuma si combat bi xaste du ma si génnee ay waxu kii ki nangam man taxul mooy loolu noonu 1 + 1 = 2 laay dund Sénégal point yaa di yeeso keneen koo xam ne que nag am na leneen lu mu si bëgg a génne kon mu waxee lu mu peese nu peesel la point fii ginaaru kenn nenu fi kenn on respecte nag tout le monde képp ku ñu ñëw jox nu respecte suñu Sénégal bii respecte suñu droit ñun tamit on te respecte te dina la respecter dina la ko delloo mais képp ku ñëw nag tu veux jouer de notre naïveté tu nous crois trop con wala nga bëgg a toog nu ñuy puub sa kaw ay prête leen say def point barre donc nag man maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di lay ñaanal encore yéen ñëpp encore dinaa la yal na leen yàlla sàmm parce que amuñu lenn lu dul suñu Sénégal amuñu lenn tamit lu dul dëgg amuñu lenn lu dul lan suñu diine gii nii nu am léegi tey jii nii loolu lépp suñ ko boolee moom mooy mbëggeel parce que tey jii nii mënoo am mbëggeel te amoo loo gëm mënoo am mbëggeel te amoo foo ko sanc mënoo am mbëggeel te amoo ñoo ko bokkal yow kese mënoo téye mbëggeel bi yaa ngi comprendre moo tax yéen ñi nga xam que chaque jour suñu waxtaanee suñu ubbee waxtaan wala suñuy wax si loo xam ne ni que tey luy defar Sénégal yéen a ngi ñëw di andi seen participation wala seen contribution du leen di ñaanal yéen a ngi comprendre yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla xolal gën a yokk yal na leen yàlla gën a puus yal na leen yàlla suturaal yéen ñii ngeen xam ne que nag saa yi du ñëwee tamit di jéem a leeral wala di jéem a andi loo xam ne ni que tey jii nii wala nañ see mën a waxtaan sottante si xalaat jëmale si kanam suñu Sénégal yéen ngeen gëlëm mandi seeni mandi comprendre leen ngeen nekk fii di saaga jéemoo leen ñëw toog déglu xaar lu nit ñi di xaar jéemoo leen ñëw toog teg lenn lu nit ñi mën a waxtaanee jéemoo leen ñëw toog yéen daal seen bëgg-bëgg bopp ngeen yóbbu yéen tamit yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla giddi yal na leen yàlla dindi si lu ngeen nekk andiwaat leen si yoonu jullit def leen ay jullit yoo xam ne ni que yu exemplaire yal na leen yàlla baal seeni baakaar yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla jéggal yal na yàlla sax jël seeni baakaar jox ma man bëgg naa parce que si lu ngeen nekk xamoo leen da ngeen a xamul kese mais bis bu leen xamalee xër bii nii ngeen àndal xam ne gëm naa ni que bis bu ngeen ko defee si jaamu yàlla Sénégal dina dox bis bu ngeen ko defee si yàlla kese ak yonente gi Sénégal dina dox mais nag hélas ku xamul ñun nag ñoo ngi ñaan tamit yàlla dooleel nu si taxawaay bi ñuy gën a mën a taxaw di waxtaan ak yéen di teg dëgg bi tamit di gën di nekk si ñun tamit ñuy góorgóorlu di si gën a nekk yéen a ngi comprendre yàlla na yàlla def noonu daal defaral ko bépp doomu aadama te di leen jéggaluwaat encore tey moom waxu ay kilifa diine gay ay affaire yooyu noonu wax dëgg fa yàlla tey sax mënuma si woon génn noonu parce que y avait des choses plus importantes faut qu'on cadre les choses moo tax taay nii ma dugg si lii wax bi dafa dem ba cere dafa dem ba jaxasoo xam nga ñeneen ñi jël nañ sax seen yenn wax yi bëgg ko see jaxase te c'est des cas yu différents c'est des choses yu différentes ñu koy wax sa bokk ak lu ñuy wax bokkul mais comme ma waxee ces cons là les bandes de connasses là ils sont venus ils ont réussi à foutre un bordel tout cela rek si wutu mbooloo quoi ils ont tout foutu en l'air kenn xamul lu nit ñi di lijjanti moo tax nag fallait remettre encore les bretelles remettre les choses xamal ni que waxu kilifa diine yi ak lu waa Pastef di wax ak lu waa Fatoumata Dansoxo di wax c'est diamétralement opposé man El Hadj Moussa Camara je ne suis ni de Pastef je ne suis ni de APR je ne suis ni d'aucun groupe wala d'aucun parti wala je suis du groupe de Yàlla je suis du groupe du Sénégal je suis du groupe de la population moi je suis un activiste purement simplement et point su peuple bi kontaanee si dara ma ne leen wasalaam yéen a ko d'accord su peuple bi xuloowee si dara xuntu si dara ma dugal si sama kàddu génnee su ma gisee loo xam ne ni que moo bloqué dëkk bi man dama siy wax Sonko lijjantiwu ma ndeyam lijjantiwu ma baayam lijjantiwu ma keneen ak keneen parce que Sonko du ma gën a gore du ma gën a bëgg Sénégal Sonko lu muy wax man du ma bokk si genre yi topp nit di tàccu naan ko wéy yaay defi lii non man damay bokk si acteurs yi teg seen tànk tubéy xar seen tànk tamit nu defandoo nu dem man loolu laa gëm yaa ngi comprendre moo tax man du may toog toujours nu may limiter si ay lim naa ma diw nga ànd non
man dama naa leen Sonko fu mu taxaw laa taxaw voilà boobooy gën a dee Sonko fu mu taxaw laa taxaw voilà daa bëgg ñëw defar Sénégal na jàpp ni que maa ko gën a bëgg a defar Sénégal na pare lu mu si bëgg benn man bëgg naa ko fukk maa gën a teppeeku man loolu laay dox looloo nekk sama xel te man loolu mooy samay ambition je ne suis pas là pour suivre je ne suis pas un suiveur je suis là pour participer au développement je suis là pour mettre ma main pour être un des acteurs aussi et donner mon tout mon possible pour que on puisse aider nos enfants et nos petits-enfants man loolu laa gëm comme boog yal na leen yàlla jàppale ñu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live te di leen jéggalu encore lépp lu ngeen xam ne ni que rek mooy loolu xaw na fee kii tamit ngeen xam ne que sama matadi la lépp lu si baax tamit lu si jaar yoon waaw maa ngi koy santaatee yàlla mu soppi ko yiw soppiwaat ko yiw soppi ko ay yiw yu bëri ma leen koy yëlëx ma leen koy yow ba si Françoise moom soxla na yiw yu bëri Françoise yal na la yàlla sàmm dégg nga parce que soxla nga ay ñaan yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla gindi si sa dof-doflu bi yal na la yàlla def nit waay parce que sonn nga sa lëfal ndey bi sonn na gaa yi ngi kat sa ndey fu ne kat neen sa ndey ba ñemee too génn si ay ginnaaw faux profil ngay toog di yónnee nit ñi di wax di saagalu nit ñi nangam li lépp ngir kenn xamul lan la yal na la yàlla dimbali yal na yàlla yërëm sa ndey yal na la yàlla yërëm yal na la yàlla giddi waay yal na la yàlla def xolu muñ sonn nga lool nag sonn nga lool mais nag man lii rek laa mën si yow yaa ngi dégg lu def noonu ba si beneen waxtaan peace love and harmony ciao maa ngi dem te ñëw su ma ñëwee mu gën fee neex jaajëf sama gaay